asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kattanu borom bi teewat fii ngeen di àddu nag seen émission bi nga xam ni samedi su ne dinañ si fas yéene rek àdduna wërngal këpp ci lépp li nga xam ne léeg-léeg xew-xew yi ñu leen di indil ñu ciy waxtaan wala léeg-léeg sax ñu dalal ay gan ngir nag yenn yoo xam ne daal askan wi teewu nañ ko ñu samp seen i laaj ngir rek jëm ci lépp loo xam ne rek luy soxal wala daal ñoŋal lii di dund doomu aadama yi boo tax ni tey nag indil nañ leen ay gan comme nañ koy faral di def rek ci li nga xam ne moo jëm ci lu ñuy waxtaanee mu di lu am solo mu jëm ci wàllu nan la ñu mën a def ba suqali li nga xam ne nag moo di gox yi goxaat yi ñu jëm ci wàllu développement local ak tamit yan mécanisme la ñuy jël nag li jëm ci wàllu financement yi ne lañ ko war a amee ak tamit nan lañ ci war a duggee pour lépp rek li nga xam ne mooy ñi nekk tamit bitim réew di yëngatu ci fànn woowu wala sax yoroon ab seeni koppar bëgg nag yëngatu ci Sénégal fu ñu war a mën a jaar ak tamit ci yan pexe la ñuy def pour rek loolee nga xam ne nag mooy la ñu yor la ñu mën ko mën a def ci biir Sénégal nag ngir nag lépp li nga xam ne moo di gox-goxaat yi li jëm ci wàllu développement local gën a ñoŋ ba tax ni nag tey dalal nañ fi comme ni ngeen ko déggee rek ci bande annonce bi ki nga xam ne nag moo di Omar Wade bi jiite ADEL bi nga xam ne nag daanaka di kuréel boo xam ne day yëngatu ci lépp loo xam ne ci wàllu développement local la ñu gën koo ràññee nag ci région yu bëri nga xam daanaka ñoo ngi fay def seen i programme ak tamit li jëm ci wàllu keneen ki nga xam tamit moo di soxna tamit Ndeye Khady Diack moom tamit bi nga xam daanaka moom mooy directrice adjoint li nga xam ne moo di CGF di kuréel boo xam ne day yëngatu ci wàllu koom nekk nag ci Afrique UEMOA bi donc loolee li jëm ci wàllu koom-koom beeg yow tamit ñu waxtaanee ci ndaxte nag bokk na ci li nga xam ni mooy ñongal wala sax loolee nga xam ni moo di développement local mënul am nag te ñooñu tamit dugaluñ ci seen loxo boo tax nit ñu bàyyi leen ñu présenté ak ñi nga xam ne ñooy mbokk yi ñuy déglu sëñ Omar Wade ñu ngi lay nuyu. sëñ Moussa jërëjëf ñu ngi lay fay di rafetlu d'accord waaw dañu la amuloon retour bi kon nag mën ñu bàyyi nga présenté wu ci ñi ñuy déglu. donc sëñ Moussa ñu ngi lay nuyu di am mbégte teew fii pour waxtaan si li nga jot a junj. waaw soxna si nga pellool noonu mooy. jërëjëf Serigne Moussa. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm ci invitation bi. di ñuyu suñu bokk auditeurs yi. di ñaan aussi mbas bi. waaw mbas mi nga xam ni moom doy na waar torop. mbas bi ñu ngi ñaan suñu boroom. dindi ko fi jëlee ko fi. di ñaan aussi suñu mbokk yi fi jóge. waaw yàlla teeru leen firdaws. amiin di ñaan ñun mii mu fi bàyyi nag ñu sàmmal ñu boppam. suñu boroom sàmmal ñu boppam. jërëjëf ñaan yi baax na lool yow ci li nga yëngatu mooy lan CGF yéen. CGF Bourse nag. doo jege micro bi tuuti waaw. CGF Bourse société de gestion et d'intermédiation lañ koy woowee. gestion et d'intermédiation mooy maanaam day yëngu ci lépp luy. jënd jaay lépp luy action. obligation. day aussi financement d'entreprise. day bokk aussi ci conseil. ingénierie. gestion collective. ci li ñu nar a waxtaan bu baax ci à travers ADEL. gestion collective. gestion de l'épargne collective épargne salariale loolu yëpp ci loolu la ñuy yëngu. léegi CGF aussi suñu marché mu ngi exister depuis léegi 22 ans. ñi ci bari na ñi nga xam ni xamuñu ko. marché mooy li nga xam ni réglementation mooy tax ñuy tudd marché. waaw marché dañ koy réglementer. absolument te ñun suñu marché xaalis la. marché xaalis donc foo dégg xaalis. waaw nit ñi dañ lay naan xaaral ñu déglu ko parce que. xaalis moom ku ko laal poche am rek. waaw sonal nga ko. dëgg la donc ci marché xaalis bu ñuy yëngu. réglementation bi def nañ ba en sorte que marché bi zone UEMOA bi yëpp la boole. donc fu mu ne nii li may jaay Sénégal moom lay jaayee Côte d'Ivoire Mali Guinée-Bissau. donc 8 pays UEMOA bi yëpp. donc dinañ am organe régulateur. donc comme banque centrale pour les banques. ñun itam am nañ organe régulateur bi nga xam ni moom moo ñuy agrémenté. donc moo ñuy permettre ñuy intervenir sur le marché. Très bien waaw ci ndorteel ci nu muy présenté li nga xam ne mooy ci la ñuy yëngatu dégg ngeen ko kon nag ñu bàyyi sëñ Omar Wade ci li nga xam ne moo di ADEL mooy alliance diaspora économique locale seen taxawaay lan la déjà. jërëjëf sëñ Moussa alliance diaspora et économie locale dafa wuyu turam. parce que boo
seetloo ñun dafa dajale ñoo xam ne ñi dañu yàgg liggéey ci wàllu développement local. gisoon aussi mu am ay jafe-jafe ci wàllu parce que foo daan dem ci dëkk yi dañ daan la. am nañu ay projet waaye moyen rek moo ñu manqué financement rek moo ñu manqué. mbir moomu nag biñ ko saytoo xool seet gis ne tamit de l'autre côté. tamit am na fi ay moyens wu financement. yoo xam ni dafa mel ni tamit comme ni ko soxna Khady waxee. nit ñi xamuñu ko. loolu voilà. ay moyens yoo xam ne ñu ngi fi. yu jàppandi. exactement loolu tamit mu dem ba law suñu mbokk yi nga xam ne aussi ñoo nekk bitim réew. ñoom it dañ lay faral boo demee dañ lay faral di wax ne man bëgg naa investir Sénégal. wala bëgg naa am lu mu fa yëngatu mais xaw ma soit fu may jaar wala xaw ma nu may def. wala jaar naa fii am jafe-jafe jox naa samay mbokk am jafe-jafe. wala jaar naa si mbiru état bi. waaye mujjul antu. léegi nag xaw ma nu may def ndax mën ngeen ma jàppale si mbir moomu. donc Alliance Diaspora bëgg indi ay saafara si wàllu woowu pour lëkkale. lépp loo xam ne lii moyens yooyu. am fi ak ñi nga xam ñoo yor seen i bëgg investir. mais ci xayma est-ce que yéen a ngi xam maanaam ci koom buy jógee foofu jëm rek ci wàllu investissement fii ngeen natt ko. xam ni nag lu ñu war a mën a jëfandikoo la ak tamit ñi nga xam daanaka bëgg nañ see yëngatu ngeen répertorier leen yéen a ngi koy am. waaw ñu ngi koy am parce que du ñun ñoo koy def waaye kuréel gu mel ni banque centrale ak ministère de l'économie dañ koy def. ak si àdduna bi kuréel yoo xam ni yii ñooy ay OIT yooyu ñoom dañ koy def. daanaka soo xoolee presque li ñu mujjee wax ëpp na 1000 milliards. yoo xam ne yi suñu mbokk yi mais tamit loolu dañ siy def ndànk. parce que 1000 milliards yooyu. voilà déjà am na yu si dem dépense mais en plus aussi. feebar bi. tamit dina am lu mu bëri lu mu gàllankoor si mbir moomu. donc suñu mbokk yu bëri xam ne ñu ngi woon si situation wu j'allais dire excédentaire maanaam. amoon nañu lu ñuy denc. laal nañ si wala tamit même bu ñu amul woon ñu ngi ni si jafe-jafe. donc ñooñu tamit dañ leen di bàyyi xel. loolu tamit mais pandémie boobu maanaam feebar bi. tamit dafa wane ne. ça veut dire ku si nekk war ngaa fàggandiku. ku si nekk war ngaa jóg sa bopp. balaa li wax bés di am. dëgg la voilà donc loolu daal mooy liggéey. mais ci notion investissement est-ce que sénégalais yi am nañu cette culture surtout nag la diaspora bi ñu jàpp ni 15e région la war na mën a contribuer ci développement Sénégal. su ma ko xoolee damay wax d'une manière générale. Sénégalais yi bëriwul ñu si am culture. investissement. boo xoolee li ñu xam mooy da ngay am da ngay naan am naa sama projet. là boo xoolee da ngay soit nga ne damay dem si mbokk yi. ñu jàppale ma. wala nga ne damay dem si banque yi wala microfinance. ñu lebal ma. wala nga ne damay xaar état. wala bailleur de fonds yi. donc loolu di subvention. donc loolu la ñu faral di gis mais lépp lu jëm ci wàllu investissement ci bourse bi. gis nañu sénégalais yi bëriwuñu lu ñu ci yëngatu bëriwuñu ci aussi xam-xam. loolu tamit nekk loo xam ni gàllankoor la ci wàllu marché financier bi. parce que ku wax marché financier. wax ñuy jënd ak ñuy jaay. voilà bu dee am na ñuy jënd te amul ñuy jaay day am problème bu dee am na ñuy jaay te amul ñuy jënd. dafay am jafe-jafe. d'accord loolu bëgg naa ko laaj soxna Khady waaw soxna Khady ci fànn woowu est-ce que maanaam ci xayma ci lay dugg ci koppar li jëm ñu lu ëpp daanaka ci dépense yu ñuy dundee léegi yu mel noonu est-ce que loolu dina développer li nga xam ne moo di maanaam économie locale bi ñuy wax réellement. non économie locale mënul développer wu ci lu mel noonu. parce que dépense su consommation. day dem. du des ci dëkk bi. donc aujourd'hui dañu war a def en sorte que épargne. mu exister. donc nit ñi xalaat épargne d'abord. parce que terme épargne bu ñu koy dégg nit ñi dañuy foog ni bu ma jëlee sama xaalis yëpp ba desal moom lay denc. alors que boo nee terme épargne nga war a jiital. da ngay jël li ngay denc. parce que da ngay denc ci li nga xam ni da ngay prévoir. fan yi nga xam ni doo sa loxo du toll sa gannaaw. du jot sa gannaaw. donc sa loxo bu jotul sa gannaaw nga mën a ne amoon na li ma dencoon. maanaam pexe am na waaye télé dina ñëw voilà au lieu ngay dem parce que on a tendance bi ñu am mooy dem uti dem laaji. te laaj dafa jafe.
li gën a yomb mooy boo amee tuuti boo ñëwee sax 10% boo nee 1000 francs par mois dinaa ko denc ci ki nga xam ni tuuti la am. ku nekk si pourcentage lu muy gagné la. moo tax bu ñu nee épargne bu ñu xalaatee bourse rek dañuy naan foog nga bari xaalis. pour ñëw bourse parce que déjà man ñu bëri maanaam perception bu la ñu am ci bourse pour ñoom xaalis. bu bëri borom doole yi rek ñoo fay dem. alors que c'est en bourse qu'on s'enrichit. c'est loolu c'est le contraire. ah oui ku nekk day ñëwee nu mu ñëwee lañ koy ëwale. ak loo am ci àddina. da ngay ñëw toog nga ne bon man lii laa am. lii laa am dinaa dajale ba mën a ubbi compte. bu ma ubbee compte tous les mois dinaa am li nga xam ni mën naa ko denc réserver ko ci lii. loolu mooy sama épargne. waaw parce que même kuy liggéey boo demee IPRES booy verser IPRES sa société buy verser IPRES. boo demee ba retraite di nga sonn. waaw. donc à plus forte raison nga war a am projet. donc boo dee da nga xalaat ni da am nga projet bi nga xam ne sur le long terme. bëgg nga ko mettre en place war nga mën a toog nga ne projet bi nangam laa ci bëgg a dugal. léegi nangam boobu je me donne 5 ans je me donne en fait nit ñi ñu bari njàkkamtee leen sonal. waaw parce que lépp dañ koy préparer. te préparation épargne ak préparation ñoo ànd. boo épargner di nga xam ni dans nangam temps di nga am kii ba pare même boo dem seeti banque. dina banque da lay naan loo am. waaw bari na fi. waaw loo mënti seeti dinañ la naan. ñaata nga am. fii rek ngay gis nit mu xëy ne man diw laa bëgg a seeti pour mu jox ma sama dépense. nga dem nga am ko fa. te loolu du doxal réew. parce que tout simplement da ngay am tendance def le même geste. waaw alors que boo toogee nga ne man maay toog ma dajale. ma dem seeti diw ak diw ñu compléter s'il le faut ñu dugg ci capital bi ñu dem def benn projet. donc ku nekk day am ci capital bi société bi day exister. ku nekk xam na ni nangam la ci dugal. nga nekk actionnaire. loolu moo indi actionnaire. mais boo ñëwee nga ne zéro. li may tàmm di wax boo ñëwee nekk association nga ne lan ngeen am cotisation ñu ne 0. ki lay dimbali en face même bu amee 1 milliard 0 fois 1 milliard égale 0. ça c'est vrai. donc boo bëggee avancer. da nga war a toog nga ne bon. man am naa nangam. boo toogee projet yi club d'investissement yi ni ñu leen di organiser ak consort. bu ñu demee ci 3 ans 4 ans. club d'investissement même bu jël 30 personnes la ñu 40 personnes dañuy naan am nañ 500 millions. parce que toog nañ ba épargner loolu. waaw. léegi mën nañ toog mais nañ uti. li koy compléter. loolu dinañ la déglu. mais boo ñëwee ak 0 duñ la déglu. ñun nag fii lañ nekk dañuy faciliter première étape bi. maanaam ci naka. première étape bi mooy maanaam ñu organiser leen de sorte que di ngeen mën a ku ci ne cotiser. autour d'un règlement da ngeen di toog ci autour d'un règlement ñu defal leen plan épargne. ngeen organiser wu loolu la kii Adèle def. Khadia dina ñëw ci lëkkaloo bi lu tax yéen tamit ngeen taxawal Adèle sëñ Omar ndaxte da ngeen jàpp ni ñi nekk ci diaspora bi wala sénégalais yi daal accessibilité ci financement yi mooy am problème yu mel noonu ba tax ni ngeen taxawal kuréel boobu. waaw boo gisee comme ni ko soxna Ndeye Khady waxee. nit ki yaakaar naa ne ñun doomu aadama bi. tolluwaay bu mu toll surtout bu duggee si wàllu àdduna. chaque fois moment bu mu toll. am na ay projet am na ay war loo xam ne lii moom lay mbébét. boo xoolee ñi commencé liggéey wala di wut liggéey wala ñi nga xam ne ñi ñooy soog a dem. si diaspora bi soo xoolee seen projet yëpp yu si bëri. mooy taxawal kër. voilà maanaam dañuy am mbëbëtu projet. nan laay mën a def ba am suuf nan laay mën a def ba am kër. buñ ko amee ba pare. gis ne mbir mi doyul. nan laay mën a def ba sama liggéey bi. mu mën a ñoŋ mu mën a am gën a yokk. nan laa mën a def ba am ay revenu yu gën a yokk. parce que soxla yi day gën a yokk. parce que doom njaboot day ñëw. yeneen day ñëw et puis nit ki day ambitieux. boo demee nag ba at yi commencé nag dem ñu naan retraite mi ngi ñëw. mbir mi tamit da nga naan bu ma retraité. nan laay def. ba continuer am niveau de vie bi ma doon am. nan laay def surtout su dee njaboot gi liggéey guñu ainsi de suite. donc ñu gis ne nit ki fu mu toll. am na projet. mais projet boobu le problème mooy nan lañ koy mën a jàppalee. nan la siy mën a demee comme ni mu wax pour mën li mu am mu bëri mu néew. nan la siy mën a def
ba am loo xam ne lii dina ne ndimbal na ca fekk loxol borom nan laay mën a def ba ñoŋal ko ak na fan laa koy mën a dugal ak nan laa koy mën defee comme nag ni ñu wax dañoo nekk si néew réew boo xam ne bii la plupart dañoo néew doole mooy da ngay jàpp ne mbirum bourse boobu mbirum marché boobu comme ni ñu ko waxee du suñ moom mbir bu ñeneen la ce qui fait que léegi nag mbooloo mooy doole léegi nag bu fekkee nit ñi dañoo néew doole ça veut dire li fi pexe mooy ñu boole suñu doole boole doole boobu nag dafay fekk ne du damay jël sama xaalis jox la ko wala jël sama xaalis jaxase ko ak sa xaalis mais mën nañu fexe ñun ñu boole woo moom la ñuy wax club d'investissement mu wuute un peu ak club d'investisseurs parce que boo xoolee club d'investisseurs yi ñoom daanaka ñu si bëri ñu am doole ba pare di investir mais club d'investissement mooy ñun dañuy jàng investir kon nag dañoo war a boole suñu bopp donc dafa laaj rek du rek tëb rek génne xaalis dugal mais dafa laaj ñu jàng ñu xam lan mooy marché ñu xam lan mooy épargne xam suñu projet bi nan lañ koy tëralee ainsi de suite donc gis nga loolu dafa am lu ñuy wax presque école la de la bourse donc day nekk mbirum njàng dafa laaj njàng dafa laaj waxtaan léegi nag loolu boo bokkee ci club d'investissement njàng boobu nag daf la koy daal di jox sa projet boobu daf la ci xelal te aussi bés boo demee tamit ci sa xaalis boobu nga war a denc daf lay wax noo koy dencee ak nan nga ko mën a dencee ba mu ñoŋ bu ñoŋee aussi fan nga ko mën a dugal ak ni nga ko fay dugalee ak nan nga koy saytoo gis ngeen ne kon loolu moo tax ñun ñuy wax parcours maanaam du yoon boo xam ne bi dañuy ñëw rek benn yoon taxaw mais parcours la da ngay dugg commencer ñun nag loolu la ñuy jéem a encadrer boole seeg nit ñi jéem leen a organiser si dëkk yeeg goxaan yi ak si bitim réew suñu mbokk yi pour que ñoom ñun ñu mën a ànd am doole mën a dugg si mbir moom mais justement yaa ngi doon wax ci ñi nekk bitim réew surtout balaa ñoo ñëw ci ñi nga xam ne ñoo ngi fii ay résidents lañ waaye la plupart dañuy envoyer xaalis seen kër wala seen i nijaay wala seen papa pour mu tabaxal wala sax mu bëgg a def benn investissement mais à la longue da ngay ñëw mbetteel moo ci nekk léeg-léeg nit ki am fu mu ko dugal muy indi coow ci kër yi déjà bëri na ci wala nit jóge àll ñëw bopp bi yëngatu ndax li mu yaakaaroon fekk ko fa mais loolu est-ce que jàngat boobu def ngeen ko boo xam ni tamit loolu di ngeen ci war a indi ay joyanti mais loolu moom moo waral Adel parce que diggante bi boo gisee ne loolu fu jokkoo am voilà donc wóolante war na fa am voilà peut-être que ki nekk bitim réew dafa jàppoon ne dafa wóolu mbokkam boobu wala wóolu xaritam boobu jox ko muy am yaakaar si moom mu am projet te mu boo xam ne bi foofu la ko bëgg a dugal wala mu état ne ko soo dugalee fii dinaa la defal lii ñaar yëpp gis nañ ne bu si nekk am na sooxe donc moo tax léegi li si war moom mooy li tubaab yi war a mën a di jokkoo te ñoom peut-être du ñu wax ne ñoom ñoo ñu gën a wóolante voilà donc Adel dafay ñëw nekk si diggante boobu dootul jar yow ngay am kii naan wóolu na maam déet parce que Adel moom dañ koy surveiller Adel aussi société la boo xam ne bi lépp li muy def daf koy jaarale si wàllu notaire jaarale ko si wàllu li nga xam ne lii mooy dafa am règlement yoo xam ne moom ñoo koy tënk su ko defee moom mooy nekk genre aussi diggante boobu pour faciliter yow lan lañ la laaj mooy man kat mën naa épargner lii damaa bëgg am projet bii mën naa di épargner lii par weer wala par ñaari weer wala par ñetti weer su ko defee yow nga dem loolu boo xosee ba bind kayit nga toog fa nga toog di continuer sa liggéey am na pexe yoo xam ni ñun am nañ ko lëkkaloo si ak CGF ba nga xam ne bi yow foo toog mën nga gis sa compte xam ñaata nga épargner xam ñaata nga yem te bés bu xaalis boobu dara bu si manqué parce que am na ñeneen ñu la koy saytul donc dafay wóor da ngay dem tëdd toog noppaliku les moom mooy nga nekk di defar ni bés bu sa mbir matee nag nga ñëw ñu defar ko nga mën a wax di fàttali rek mbokk yi a ngi seen biir émission loo ci xam te nag ñuy wax ci wàllu koom di wax tamit ci wàllu développement local ndaxte nag loolu mu di yitte autorités yu bëri ak ñi nga xam tamit maanaam ñu ngi ciy yëngatu pour rek li nga xam ni mooy askan wi daal seen dundin gën a ñoŋ ba tax ni nag ñu amal fi benn programme wala indil leen fi ñi nga xam ne nag seen xel dafa màcc jëm ci wàllu développement local ak tamit ci wàllu investissement bu ci épargne pour rek ñu gindi askan wi ci nañu war a taxawee pour rek li nga xam ne mooy li ñuy yëkkati mu mucc ayib ndaxte nag gis nañ ni daanaka daal la cay furaas dem dafa ëpp ci li nga xam ne moom la ñu xayma seen lu ñu doon xayma ci li nga xam ne mooy investissement yu ñu def te jaaraluñ ko formaliser wuñ ko wala sax ak yëkkëram nii ci lan lay toll soxna Khady. fi mu ne nii ci nan lay tollu investissement yi nga xam ne formalisé wuñu ko bari na de
ay milliers de milliards la. waaw parce que bari na ñi nga xam ni yow yaa ngi def résumé bi. ñi nga xam ni dañu yaakaaroon. waaw xam nga yaakaar moom dafa rëy. nga ñëw yaakaar nga ñëw ñu tas sa yaakaar. léegi loolu moo gën a tax li mu wax ni Adel existé. boo toogee nga ne moo tax du saa yu may échanger parce que li may dem des ci diaspora bi dafa bari. man Amérique lay gën a def. mais bu may dem di leen seet. dem na benn moment ba nee leen boo leen continuer nii vous n'êtes que des esclaves des temps modernes. parce que da ngeen di liggéey li ngeen xam ni doo leen ko. waaw enjoy doo leen ko savourer daal doo leen ko jëriñoo. parce que boo toogee seen duñu toog chaque fois ñu ngi lay laajte pour nga yónnee dara. waaw yaa ngi yónnee dara ci li nga xam ni dootoo ko gisati. alors que ci li ngay yónnee mën nga jël benn partie benn somme bi nga xam ni moom nga koy dédié. nga ne bon lii man maa ko moom bu ma ñibbisee bëgg naa ko fi fekk mais boo ko bëggee fekk foog nga dugg ci li nga xam ni organiser nañ ko. organiser nañ ko de sorte que yow mën nga d'un clic xam foo toll. doo soxla nga woo Jean Paul wala Pierre wala sa mbokk quoi que ce soit. pour laaj leen fan laa toll. waaw. da ngay ñëw ubbi sa compte xam mën nga to def li ngay def yépp te kenn du la xamal. mën nga aussi toog nga ne bon am naa compte bi nga xam ni sama mbokk yi mën nañ ci récupérer li ñuy dundee. waaw donc ñu jox leen carte wala dara ñu utiliser ko pour di récupérer tous les mois un certain montant. à ce moment là dafay nekk genre contrat ak structure bi. ñaangam nga leen di jox tous les mois. ak wala nga donc loolu yépp ça peut être organisé. mais seulement il faut que ñoom ñu xam ko. dem nañu ba diaspora bi dañ leen liñ leen def ci coup yu ndaw yu mel noonu bari bi nga xam ne man ça fait 5 ans maa ngi leen di topp ci lu mel nii rare moo son nit ñu ñëw ne ma waaw nañ ci dem ñu ci bari nañ naan yéex naa ko def parce que da ngay toog nga ne waaw man xaw ma woon ni sax mënoon naa dajale autant. D'accord. parce que man consommer rek lay def. waaw consommer. bu ma toogee consommer aw ma kër aw ma kii réew nag pour réew avancer pour réew développer il faut que ñu bàyyi système de consommation bi ñu xaw ko fàtte ñu fétti boor. à un moment donné am na yu bari ñàkk fayda bi nga xam ni soxlootuñu ko. parce que réew dafa war ñëpp a war a liggéey. waaw absolument. réew bi nga xam ni dafa am ñetti nit ñuy liggéey sur 500 personnes. li ngay yenu dafay diis. à un moment donné foog ñu yenni la. te yenn bi mooy la ñu dimbali ñii avancer parce que génn sa dëkk kan moo ko bëgg. waaw bëriwul de. lan moo tax nga toog sa dëkk ñun mii toog suñu dëkk yi. nee naa leen saa yu ma ne ko ñun ñu ngi dund. parce que ñiy liggéey ñu ngi liggéey ba tey. ñi liggéeyul nag liggéeyuñu. ñu ngi compter ci ñiy liggéey nag ñi dem ñoo sonn. ñi dem ñoo sonn parce que xam nañ ni li ñuy mën a yónnee ñun mënuñu leen ko jox. donc du coup dañuy toog ci benn cercle vicieux. doo avancer parce que boo ñibbisee. doo mën a toog nga ne lii laa dajale parce que ku ñibbisi du ñu xalaat ni que sa épargne nga indi. dañuy naan am na xaalis nañ ko lekk. te bu paree pare nañ ci yow. donc boo toogee da ngay naan dama épargner. épargne bi léegi boo ñëwee da ngay organiser sa environnement de sorte que yéen ngeen àndandoo. ngeen jóg. parce que boo toogee rek yéen ñëppay wàccandoo. absolument donc yéen da nga war a ànd. ngeen nekk bon nañ benn projet. ñu dugg ci benn projet ñu ànd ci projet bi. mais projet bi dafay fekk ku ne joxe ci dara. parce que day yomb trop nga ñëw nga ne man maay le messie. man mën naa joxe lépp. boo joxee lépp da ngay lu mu yàgg di nga sonn. te di nga dem ba mere ñi la deful dara. parce que yow yaa ko àkki bo da ngay toog nga ne bon léegi lan nga am ku ci ne ñu toog ku ci ne bu ñu toogee nekk groupement. bu ma neexee ma ne man may promoteur benn plan bi wala man maa ngi ànd ak Adel man bu ma dugg léegi keneen moo bëgg a dugg ma def benn genre groupement benn genre association ñu dugg. duggandoo waaye ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk yem. même bu amee ku jox plus. day pousser plus rek. parce que dañuy naan groupement bi mooy 100 millions. mais am na ki nga xam ne ni 10 000 francs la ci am. mais am na keneen ki nga xam ne moom wër na ko di 50 la ci dugal 50 millions.
très bien bëgg naa la laaj ci incha allah dinañ si ñëw ndaxte nag li jëm ci wàllu lekket yi yooyu ndaxte nag te épargne yi dafa am épargne yoo xam ni ay épargne waa ci koñ yi la tontine yeeg yooyu donc nan lañ ko war a formaliser te lu yàgg la te gis naa si nag benn soxna Dior moo ngi ciy liggéey daanaka lu toll ni fanweeri at moo ngi ca Pikine Omar su ñëwaatee ci initiative bi ndaxte nag dafa mel ne da ngeen am benn kuréel ndax gis nañ ñoo ngi koy saytu di ko xool di leen topp ci benn programme bi ngeen am muy inédit maanaam ci bu lu inédit la daal lu yéeme ndax moo tax ñu gën leen woo pour ngeen gën ci waxtaan ak askan wi ci loolu lan la wundu. waaw comme niñ ko waxee waa sénégalais yi d'une manière générale ak diaspora bi d'une manière générale comme ni ko soxna Ndeye Khady waxee. loolu buñ ko bëggee organiser. parce que yaakaar naa ne Sénégal yëpp koo waxtaanal. am na projet bëgg na dugal loxoom. si wàllu développement dëkk bi. ñëpp jàpp nañ ne et je crois que feebar bi wane na ne. ku si nekk da nga war a si góorgóorlu si sa dëkk. defar ko. donc lu tax inédit bi mooy dañu jàpp inédit moom dafa jàpp d'abord ne defar boobu. mi ngi tàmbali si gox yi gox-goxaan yi. parce que Sénégalais boo gis. mu nekk fii Sénégal wala mu nekk si diaspora bi. si benn gox la di jóge. te gox boobu dafa am lu ko lëkkale ak gox boobu. donc moom mbébétam boobu pour yëfu boppam. war na mën a méngoo wala mu mën a compléter wala mu mën a dugal loxoom. tamit si maanaam koom-koomu dëkk boobu. parce que dafay am beneen du rek koo xam ne kii étranger bu ñëw rek war a investir si benn dëkk. xam ne moom li ko soxal mooy. mu jël xaalisam dem. kii nag dafa nekk koo xam ne ki dafa bëgg investir si dëkkam mais bëgg aussi dëkkam. am dem si kanam kon nag gis ngeen ne te si dëkk boobu pour mu dem kanam. ça veut dire que moom rek bu dee moom moo si dem kanam. boo moytu bu yàggee ñëpp. waaw day donc nan la mën a def aussi ba. investissement boobu parce que gisoon nañ fi la plupart daan nañ leen woo si ay investissement communautaire. maanaam dañoo am jàkk dañoo am projet tool ñu bëgg ngeen dugal seen loxo. waaye loolu dafa mel ni loo xam ni looy may wala looy jox askan wi la. loolu. dañ koy continuer mën nga ko continuer mais yow lan nga moomal sa bopp lan nga mën a def loo xam ne lii ñi nekk si gox boobu parce que aussi sa mbokk yooyu nga bàyyi foofu par exemple bu dee dafa am koo xam ne kii man damaa nekk Moodu nekk Italie jël suma xaalis investir ko sa si benn usine bu nekk Ngayoxeem xale yi Ngayoxeem yi dañ fay liggéey dafay amal njëriñ Ngayoxeem donc dafa amaat beneen aspect boo xam mooy impact sur développement réew boobu si gox boobu kon donc yow da ngay daal di nekk dañoo jàpp ne diaspora boobu acteur de développement la maanaam dafay lëkkale moom xam-xam bi mu am parce que rek du xaalis day indi day indi xaalis day indi xam-xam parce que dem na si dëkk boo xam ne bi peut-être gis na fa li tax mu bàyyi dëkkam dem foofu dafa am yaakaar boo xam ne bi am na ko gis na fa organisation gis na fa aussi ay pexe yoo xam ne yi wàllu technologie yeneen loo xam ne lii souvent daf koy bëgg a indiwaat si dëkkam nit ñi jëriñu si loolu nag bu ko indee dafay laaj soo ko xoolee souvent ñoom it dañ siy am jafe-jafe yi mooy lan mooy nan lay lëkkaloo collectivité locale bi maanaam maire yeeg association jeunes yi association femmes yi nan lay def ba am suuf nan lay def ba état jàppale ko si donc inédit dafa ñëw tamit en plus moom solution yi mu koy régleel au niveau individuel jéem a régleel ko aussi nan lay duggewaat réinsertion boobu si biir gox yeeg goxaan yi parce que inédit di faciliter seen insertion yëpp exactement voilà et puis nekk lëkkaloog ñoom parce que actuellement dañu lëkkaloo ñu nit ak collectivité locale yi parce que collectivité locale yi aussi foofu tamit daana am ay jafe-jafe am na ñu si bëri ñoo xam boo jógee Moodu ñëw di investir maire bi mën na yaakaar ne yow da ngaa bëgg a nekk wala politique wala nga ñëw bëgg a nekk voilà donc dafay am bëri na jafe-jafe ñu ne waa ki laa bëgg jël sama voilà yow it nga ñëw Moodu mooy bu ñu jógee fële la ñu tàmmoon fële ñëw gisuñu ko fii dañuy kaas nekk ay genre comme opposant di sànni xeer wala dara su ko defee mbir mi day jaxasoo alors que loolu yëpp problème bi mooy bu ñu ko toogee waxtaane ko dafa laaj ñu toog waxtaane ko lépp pour njëriñu gox bi d'abord parce que yaakaar naa ku si nekk bëgg nga réew ma nga fa nga jóge man de bëgg naa Pikine développé parce que Pikine laa màggee fa laa yoroo voilà donc bëgg nga mu développé kon donc yow bu fekkee ne am na loo xam ne li yow mën nga si développé sa bopp développé si Pikine loolu dafay daal di gën a neex donc loolu moo indi indi kuréel boo xam ne bi ak nekk initiative boo xam ne bi nan la mën a def ba boole loolu yëpp mu jaar yoon te du am benn rëq-rëq loolu nag
il fallait ñu boole ay doole parce que kenn rek benn kuréel rek mënu ko woon. Ndeye Khady wax na léegi si wàllu bourse bi. ñoom foofu la ñu féetee. ñun ñu féetee si wàllu koom-koom bi développement bi ak nan la ñu mën a lëkkaleeg pexe yeeg nit ñi. mais mu am kuréel yu yeneen aussi Nations Unies. yoo xam ne yi ñoom it dañu ñëw si wàllu financement yu bees. parce que gis nañ ne façon ñuy financer nii. maanaam pays yi am koom. ñooy jékki-jékki liggéey ba at bi jeex ñu ne nañu may dëkk yu néew doole yi nangam. muy aide publique boobu loolu. joxulum am réew. léegi ñu ne tamit suñu koom-koom nekk na koom-koom boo xam ne néew na doole parce que. li ñu am duñ ko transformer duñu créer suffisamment de valeur. parce que pourquoi duñu créer suffisamment de valeur parce que on n'est pas suffisamment organisé. pour que ñu mën a créer valeur yi te gis nañ ne valeur yooyu fan la nekk. mooy valeur ñun ñoo yor suuf si. ñun ñoo yor suñu wàllu minerais yi. ñun ñoo yor voilà potentialité yooyu. nan la ñu mën a def ba def ko mu nekk loo xam ne lii day d'abord jëriñ gox yi. te bu gox bu nekk exploité. valoriser yi ressources yi nga xam ni moom la am man bu dee xorom laa am ma exploité ko man bu dee ñebbe laa am ma exploité ko man bu dee bisaab bu xonq laa am ma exploité ko man bu dee jamaa laa am ma exploité ko man bu dee doole laa am ma exploité ko bu doon gox bu nekk xam na mbir moomu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñii doomam yi nekkoon bitim réew gis niñ daan moo xam mu nekk Allemagne mu nekk Italie wala mu nekk France gis ne foofu dañuy valoriser loo xam ne mais est-ce que loolu si fànn collectivité territoriale yi ñu ngi leen koy yombalal parce que ñoom tamit yaa ngi koy wax léegi pour nga dugg ca gox ya léeg-léeg boo indee daal luy jëm ci wàllu koppar wala loo xam ne da nga cay am succès léeg-léeg ñu gàllankoor la est-ce que ci loolu doon nañ ci am jafe-jafe ci wàllu nag implanter li nga xam ne moo di maanaam base développement local yi ci goxee goxaat yi. loolu tamit loolu mooy benn fànn la si liggéey bi ñu liggéey moo tax ñu naan inédit parce que inédit parce que dafa nekkoon yoo xam ni ay pexe la yoo xam ni dafa tasoon kii projet bi day ñëw def lii ñetti at ñeenti at dem projet bee ñëw def lii bii du egg du nekkal maanaam bii bu waroon a jël lëkkale bii continuer du lëkkale dañuy commencer waat donc moo tax boo xoolee inédit dafa boole loolu yëpp maanaam dafa am fànn boo xam ne bii ñun dañuy jàppale collectivité locale bi parce que collectivité locale bi aussi c'est pas parce que maire mooy maire bi wala maire bi ministre wala dara moom comprendre na yëpp mais am na loo xam ne aussi daf koy réere mbir nan la ñu mën a def moom it même bu ko réerewul mbir est-ce que am na personnel est-ce que organisé wu nañu de telle sorte donc boo xoolee collectivité locale yi lu si bëri nit du yor projet am dem fa pour ne dañ ma accompagner. dafay dem rek parce que dafa war a gis maire. pour que maire jàppale ko ci ordonnance wala jàppale ko ci suuf ainsi de suite. donc moo tax ñu jàpp teg ay kuréel yoo xam ne dañ koy wax bureau économique local. bureau économique local voilà léegi nag nan la maire bi mën a organiser économie est-ce que xam na. acteurs économiques yi nekk ci goxam. est-ce que am na ay pexe. pour valoriser potentiel yi nekk ci goxam. est-ce que xam na waa diasporaam ñi nga xam ne ay doomu gox boobu la nekk bitim réew lañ ko mën a indil parce que ñooñu am na ay ingénieurs am na ay ñoo xam ni yor nañ seen xaalis bëgg financer te c'est des niches de recettes yoo xam ne exactement am na si ñoo xam ni aussi peut-être seen mbir dem nañu seen mbir doxul mais bëgg nañ delsi mais amuñu suñu delsee ñu ngi xalaat lan la ñuy def kon loolu maire bi daf leen a war a encadrer am tu loolu la ñuy wax schéma de développement économique local léegi nag bu fekkee xaalis yi nga xam ni marché bi am na marché te Ndeye Khady wax na ko boo xam ni boo soxlaa xaalis foofu nga war a dem mais pour nga dugg fa nag léegi dafa am ay charte dafa am ay yoon yoo xam ni ay projet yoo xam da nga ko war a defar donc inédit dafay ñëw tamit jàppale leen si nan ngay defee projet yi parce que ñu si bëri dañ naan projet la ñu am mais boo xoolee projet bi loolu du projet voilà ñu si bëri dañ naan la am naa projet financement rek moo ma dese waaye boo xoolee projet bi maanaam ñiy ñëw di leen est-ce que am na ñoo xam ni dañuy ñëw di leen soumettre projet yi ak ñen nañ war a def nag ba lëkkaloo ak yéen pour loolu ndax tamit loolu am solo la di fàtt nekk auditeurs yi mën ngeen woote su nekkee nag daanaka luñ si lu ñu door li ngeen samp seen laaj si 88 628 98 98 par rapport ak li ñu jot waxtaan ci li jëm ci wàllu nan la ñu war a dencee wala ci wàllu koom-koom bi épargne en même temps ci wàllu investissement bi kon nag di fàttali ni tey suñu gan Omar Thioune la bi nga xam ni Omar Wade maa ngi jégalu boo nga xam ni moo jiite li nga xam ni moo di ADEL ak soxna si Ndeye Khady bi nga xam ne nag mooy directrice générale adjointe bu CG kon nag daanaka am na ñu commencé yëglu kon ñu jël tuuti ndaxte askan wi ñoom tamit ci waxtaan wi la salaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay.
alhamdulilah bon débat bi moom man intéressé na ma trop ndax man maa ngi liggéey Dakar mais ruraux la. waaw sama investissement yëpp ci zone rurale laa koy def. mais dafa am problème bu posé wu. dafa am loo xamante ne il faut d'abord ñu régler ko au préalable. mooy il faut mu am ci zone rurale yi ay arbitre. ndax actuellement am na ay lu fay xew suñ amul arbitre rek ñoom tamit ñii duñu mun a développer foofu dara. Je m'explique da ngay gis par exemple tey ay jeunes yoo xamante ne ils sont dans le trou maanaam dañoo nekk dans pauvreté extrême. nga ñëw jox leen projet boo xamante ne par exemple 500,000 nga leen di jox ba 1 million. déjà ñoom seen soxla rek mat na 3 millions. yow organiser woo leen. éduquer woo leen former woo leen jàngaloo leen ñëw jox leen 1 million ne leen projet da ngeen ko war a fay dans 6 mois ba dans 7 mois. ñoom comme que ñu ngi si besoin ba ñu ngi si leneen ils sont obligés de le prendre. léegi suñ ko jëlee moom mooy indi exorbitance ndax dañu am ba problème ay difficultés ñoom ñëpp ñu daw ñëw ci dëkk bi. te pourtant ñoom am nañu suuf am nañ ndox mu neex nga xam ne à 7 mètres rek war nga am ndox. ak lu bëri mais tant que amuñu arbitrage boobu ak organisation maanaam jàngal nit ñi. soo koy wax investissement da nga koy jàngal. y a des BAB xam ne war nañ ko jàngal population bi foofu surtout la zone rurale man foofu laay waxee. man jéem naa ay multi reprises mais lu ma def daanu. waaw lu ma def yàlla xam na ko ay tool ay projet de vente ay affaires yëpp def na mais loo def mu ci ñun amuñu éducation boobu amuñu ku ñu tete foofu. mais ñi seen xel dafa màcc jëm ci loolu léegi da nga leen di laaj ci yoon yan pexe nga. waaw dama leen di laaj par exemple tey côté boobu côté boobu comme par exemple ay mel ni suuf ay tool ak affaire yooyu. soo ko bëggoon tey ci ay investissement jaar tey investissement. pour mu apporter la ëllëg. naka laay def. c'est juste la question quoi. d'accord sëñ bi d'après si lu mu contribuer tamit contribuer na en même temps sam peuple laaj ñu xaar ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 boo amee ñu bëri comme ça ñu mën koo dajale ci loolu mais déjà mu ngi doon wax lu am solo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu investissement avant formation bi wala ci li nga xam ne nag mooy daanaka la ñuy investir après mun a sax est-ce que li nga xam ne moo di financement classique yi ñuy def nii actuellement noonu lañ ko jàngatee yéen ñi di yëngatu ci wàllu investissement sëñ Omar. ci développement. waaw ñu ngi gërëm sëriñ boobu. vraiment defe naa ne bu waxee rek dinañ xam ne aussi mi ngi si monde rural bi. parce que li muy wax jafe-jafe monde rural bi la ñu jóge si monde rural bi maanaam soo xoolee yàlla def na ñun ñu liggéey lu yàgg si monde rural bi. Donc foo dem dañ lay jàpp ne nit ñaa ngi góorgóorlu nit ñaa ngi wut ay pexe. ku demee ni sëriñ bi wax nii ñu ngi si njaay mi ñu ngi si mbay mi ñu ngi jëm. mais problème bi comme ni mu ko waxee mooy souvent dañuy jàpp ne boo waxtaanee ñoom problème mu financement mooy dafa mel ni mooy maanaam muur bëtu nit ñi mooy tax du ñu xalaat nit ñi war a yokk xalaat bi mais li mu wax moom. loolu mooy yoon bi maanaam nit ki balaa financement dafa war a ñëw. mooy étape bi mujj. maanaam. balaa ngaa am financement est-ce que yow lan nga war a def est-ce que ban projet nga war a def est-ce que projet bi nga war a def méngoo na ak si gox bi nga koy defee am na marché est-ce que ça répond à un besoin yooyu yëpp lu ñu war a def la lu ñu war a jàngale la. ñaar est-ce que nan ngay def ba su dee wàllu suuf. nga mën a sécuriser sa suuf. parce que dafa am suuf wàllu suuf dafa compliqué. dafa am domaine national. domaine public. lan lañ ci jox collectivité locale bi maanaam municipalité bi. lan nga war a séq ak moom nan nga war a mën a def ba sécuriser ko. mais nit ñi dañ naan rek am naa samay toolu maam la woon. damay delluwaat bay fa su ko defee ainsi de suite. après dañu si am ay jafe-jafe. ñetteel bi mooy yow boo amee sa projet. su dee wàllu mbay la am nga sa suuf mais am na yeneen facteur de production yi. est-ce que ndox bi am nga. est-ce que def nga xool saytu nañ ko. est-ce que dem nga fañ ko war a saytoo pour xam ndax lii dina mën a antu. ñun dañuy jàpp rek ne nañu def rek jëm kii rek li si des nañ ko bàyyi noonu. oui mais booy balaa ñuy bàyyi si loxo yàlla dañuy sabablu ba pare. est-ce que aussi man am naa éducation boo xam ne bii may na ma sama profil ma mën a saytu projet boobu. est-ce que am naa nit ñi may war a àndal est-ce que mën nañu. doxal projet boobu. maintenant nag mu soog a ñëw nag loolu yëpp pour ma mën ko am ñaata laay war a am si xaalis. pour mën ko commencer. soit damay commencer tuuti loolu la ñun dénkaane. mais même booy commencer tuuti war nga xam qu'est-ce qu'il te faut parce que y a projet bu nekk ak la mu laaj. léegi nag boo loolu. soo ko amee nan laay mën a développer ak fan laay jëlee xaalis boobu. man lan laa am.
kan moo may jox xaalis waaye ñun dañuy ñëw rek ku ñu jox xaalis rek ñu jël. waaw su ko defee après du projet bi doo si mën a génn. parce que projet minimum mooy man bu ma dugalee dërëm ma am ñaar dërëm. waaw voilà mais projet boo xam boo dugalee dërëm. doo am sax ñetti 15. waaw bu yàggee foog nga sox. waaw plus nag maintenant yeneen problème sociaux yi. maanaam yow léegi problème politique yi. problème mu organisation problème mu communication. nooy sukkaleeg donc loolu dafa laaj école. mais nag ñun dañuy jàpp rek ne koo si wax. ku jógee surtout suñu mbokk yi nga xam ni ñoom dañu yàgg si mbay mi boo ñëwaatee ne leen mbay dañaa la man bay naa nangami at xam naa luy mbay bàyyi ma donc jàpp nañ duñ ko jàng alors que mbay léegi mbay investissement la mbay pour nekk entrepreneur agricole bokkul ak mbay mañ daan def donc loolu vraiment mooy jafe-jafe ñi moo tax ñun dañ koy tënk Adel ne jàppaleem dañ koy tënk li ñuy wax 5F maanaam benn bu si njëkk bi mooy nan laay def ba am formation. waaw day joxe formation. ñaar mooy nan laay def ba formaliser wu. parce que aussi mooy li muy wax organisation. ban organisation est-ce que GIE laa war a def est-ce que association laa war a def est-ce que société laa war a def bu si nekk dafa am. lu mu laaj. su ñetteel bi F bi mooy nan laa mën a def mooy li ñuy wax fiscalité. waaw parce que aussi ñun dañuy jàpp rek ne waa am nañu xaalis yi ñun dañuy daan suñu doole. état bi mais da ngay bàyyi état bi da lay bàyyi. mais état bi nan lay dundee mooy waa nit boo amee sa koom-koomu bopp. loo oomal mu am lu mu si jël. balaa nga oomal sax mu commencé jël si. léegi nag boo ko xamul xam nan ngay defee parce que am na tamit ay moom it day am yërmande. mën na la wax mën nga am exonération bu dee lii ngay def. mën naa la baal. mais boo xamul loolu yëpp lijjantiwoo ko. nga dugg si dem nag après nga commencé yuuxu naan man état bi et suñu mbokk moodu yu bëri la leen di dal. ne état bi daf ñu kon ainsi de suite en plus aussi tamit am na si wàllu administration bi aussi ñoo xam ne duñu faciliter tamit nit ñi seen mbir yi dañuy bàyyi ba nga oomal ñu bëgg la. voilà loolu exactement donc bu ñu jógee ci formation bi formalisation bi ak ànd ak fiscalité bi dafay daal di ñëw ci foncier bi souvent waaw ak lépp lu ci jëm bu dul foncier it moom mooy local bi parce que boo xoolee da ngay ñëw rek taxaw ci mbedd bi bëgg a teg sa cantine ci mbedd bi wala nga bëgg a tabax fenn ainsi de suite donc nan nga ko mën a organiser yooyu nag lu ci bëri mais mbirum maire yi foog nga xam ko nan ngay mën a def am place mais est-ce que di ngeen ci lëkkaloog maire yi ci loolu ndaxte nag économie locale bi daanaka moo yor kër yu bëri mais boo déggee turu Adel mooy alliance dañooy lëkkale diaspora bi ak économie locale bi soo waxee économie locale mooy acteurs locaux yi nekk fii maanaam maire yi groupement yi ñi bëgg a liggéey fii te demuñu ak ñi nekk fële bëgg a ñëw mais ñëpp si biir benn njaboot ke si biir collectivité locale nañ lañ leen mën a def ba lëkkale leen mu jaar yoon kii li mu am kii am na ko kii li mu ñàkk kii am na ko kii li mu soxla kii am na ko mais le problème mooy comme ni ñuy wax mbirum confiance la mbirum organisation la nan lañ mën a def ba lëkkale doole yooyu pour mu mën a des mu amal njëriñ gox bi amal la njëriñ amal njëriñ dëkk bi très bien ma ñëw ci soxna Ndeye Khady Diack ci wàllu soxna yi nga xam daanaka dañuy bëri di lëkkalu ñoom tamit ci wàllu koom dañ si yëngatu bu baax ndaxte dégg nga tontu nii ci mbedd yi si koñ yeeg yooyu ba léegi sax ñuy créer ay calebasse de l'émergence ak yu mel noonu mais xeetu xaalis boobu ak xeetu dajale googu est-ce que dina mën a am lu mu jur wala dafa am yeneen yoon ñu war a mën a jël pour gën a mën a ñongal si li ñuy def. dina mën a am lu muy jur si ñu fekk ñu organiser ko en pensant développement. waaw c'est que lu ci bari dañuy def tontine ou c'est de la consommation tout de suite. dañuy teggi bu ñu teggee kenn mooy teggi dem ko xew wala denc ko moo tax ma ne ñun culture de l'épargne am nañ ko waaw il faut faire la différence entre culture de l'épargne ak culture d'investissement nit ñi parce que tout le monde a sa petite épargne da ngay gis ñiy def sax tontinu 25 francs waaw quotidien donc nga xam ne xam nañ luy épargne parce que balaa ñuy lekk li ci des génne nañ li ñuy denc pour mu bokk ci tontine bi mais seulement tontine bi du la li ngay denc du jur waaw li ngay dencal sa bopp li ngay denc par exemple da ngay gis benn femme mooy téye tontinu 1000 personnes waaw femme bi kenn romb fa sàcc tontine bi kees bi waaw gis naa ko mu dal barki dem rek Pikine waaw gis nga million wala nga toog mu toog am na ñi nga xam ne yeewu nañu dañu ubbi compte def ko mais buy banque di leb moom lay lebal du moins est-ce que comprendre donc ñii ñëpp moo tax ma ne la yëpp ci organisation la bu ñu organiser wu de sorte que ñuy naan
bu ñu dajalee suñu tontine. ñu am fu ñu ko déposer mu jural ñu ba saa yu nit ki di teggi. waaw buy teggi am na li nga xam ni du pour xew. du pour ngénte du pour mariage du pour yebbi. mais tontine bi nga xam ni bu ma toogee. bu ma ko teggee. xam naa li may def bi nga xam ni. war na ma kii benn soxal benn projet. bi nga xam ni xëy na sama doom am na benn projet. mais seul projet wala nga gis ñu ne la oui xale bi dafa war a dem Amérique wala dafa war a dem kii. waaw jàngi ji voilà jàppale ko et cetera. aujourd'hui war nañ toog mën a ne tontine facteur de développement. tontine bi nga xam ni dañuy toog ñu dajale ñu ne lan la ñuy def ñun ñëpp ñu ngi dajaloo teg nañu. mais bu ñu tegee lan la ñu fas yéene def ak teggi bi. waaw lu am solo. est-ce que dañuy am champ. de nangam hectare ñu béyi. fekk def nañ business plan bi mu doon wax. parce que business plan moo jiitu yëpp. nit doo yore xaalis rek nga ne wuu riche naa. aywa bismillah. déedéet da ngay toog nga réfléchir. moo tax ma ne la yëpp étape la. boo toogee nga ne dans 5 ans fii laa bëgg a jëm. mais 5 ans di nga fa jëm. parce que yow. entre temps étape yi yëpp gérer nga ko. réfléchir nga ko. nga ne étape tel fii lay toll. nangam laa nar a gagné. étape tel mais nit ñi dañu moo tax ma ne la yàkkamtee ñu sonal. waaw du ñu planifier. voilà du ñu planifier da ngay yore 5 millions léegi. nga ne wuu yore naa xaalis bu bari. balaa ngaa xam ne du dara rek nga commencé ci teggi. waaw nga jënd mbasin wala voilà pare nga ci. très bien ñu teg fa suñu baaraam ñu jël ñi ci ligne bi ñu xam naa dafa am ñu ciy bëgg salaamaaleykum allo allo allo. waaw kooku dafa mel ni rek ñu xaaraat keneen rek ci ligne bi ci 88 628 98 98 waaw mais léegi ci épargne boobu léegi yéen ñooñu nga xam ni daanaka dañuy organiser wu ci est-ce que di ngeen leen mën a dajale ci maanaam projet inédit boobu ñoom nan la ñu mën a ñëw bokkee ci loolu pour mën a gën a ñoŋal li ngeen di wax nii parce que li ngeen di wax nii dafa am solo. loolu comme dafa bokk ci projet bi. waaw maanaam comme ni ñu ko waxee ci collectivité locale bi. bu ñu ñëwee liggéey ak collectivité locale bi. dafa am kuréel déjà bu ñuy jàppale collectivité locale pour mu teg ko. waaw boo xam ne bi moom la ñuy tuddee bureau économique local mu war a saytu lépp lu jëm ci wàllu koom-koom. nekk aussi ki nga xam ne kii moom mooy nekk baat ak tànk. ak loxo maire bi. pour muy jublu di wax ak ñooñu. léegi loolu bu ñu tegee bureau boobu dafa am gis nañu aussi bi ñu commencé dañu gis ne ci biir gox-goxaan yi tamit dafa manqué ay li ñuy wax développeur économique. maanaam ñoo xam ne ñi seen xel màcc na jëm ci mbir moom. parce que boo xoolee ñi jàng mbir moom yëpp ñii ñu nga bitim réew. wala ñii ñu ngi ci projet yi. wala ñii ñu ngi ci état bi. wala ñu ngi consultant. mais gox-goxaan yi gox yi amuñu seen i maanaam développeur seen i spécialiste ñoo xam ne ñi mën nañ lii sëñ bi wax sànq. dinañ leen mën a jàppale. parce que loolu pour def ko dafa laaj ay nit. loolu moo tax ñu dugal programme boo xam ne bi dañu ko tuddee. ñoo ngi jégalu waaw dinañ si ñëw léegi ci programme bi. asalaamaaleykum ku baax waaw. allo waaw ñu ngi lay dégg. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sant Alaaji Moussa Thiam. naam. maa lay siyaare. ñu ngi lay dellu ziar. waaw te yow sa kër ba dafa demoon ci tool yi moo tax nga gën maa dégg. dëgg la kay dëgg la. yaa ngi waaw dafa demoon ci tool yi quoi mais wax dëgg Alaaji Moussa. lañ doon jàmbar foofu ci affaire courant bi na park ci émission bi. waaw tey dañoo amee gan ñoo ngi waxtaan ci leneen incha allah xaw ma ndax déglu ngam déet. waaw déglu naa ko moo tax may la. waaw. waa ji li nga wax noonu ci affaire maanaam mbay mi. doo am solo la mais wax dëgg yàlla maanaam nit ñi nga xam dañuy nekk ci àll bi maanaam di jënd engrais boo si yar maanaam bi ñu bayee gouvernement du gaaw a jënd dama dégg mu ni maanaam boo defee calcul boo sa kat nga bëgg avancé. mais wax dëgg yàlla ñun baykat yi dañuy bay bu ñu bayee dañ ko jënd boo bayee jëndee ko jur ñu sàcc ko boo bayee bëgg a jënd jiw ñu jaale ko lu seer maanaam bu tonn Moussa. te gën nga daal di gën waxtaan bu baax a baax mais waxtaan naa wax dëgg yàlla baatoo bokk si daal moom. déedéet waay baatoo daal bokk si daal parce que ñi am doole daal lay waxal quoi mais ñi nga xam ne dañoo ñëw doon nekk ci suuf. ñu nga amuñu ku ñu jàppale. yow boo bayee kenn du ko jënd. soo bayee ñu jaale engrais boo seer. soo bayee jëndee ko jur ñu sàcc ko. ci sañ sa laaj Moussa. ñun daal wax dëgg yàlla ku ñu jur yërëm ñu daal waaye ji daal sa émission bi daal ki nga yitu noonu.
maanaam borom milliardaire day wax daal lay wax la ñu bokk ci quoi. waaw mu ngi lay déglu. waaw jërëjëf. ñoo ngi koy mu ngi lay dégg kon nag xam naa ñoom dañu si indi leeral ndaxte nag lu tax ñu ne dañoo créer bureau économique local mu gën ko fi mu fàccee ndaxte nag loolu est-ce que ñii lu ñuy wax ni maanaam ñenn ñi rek ngeen di liggéeyal wala xaaral ñu jël ci ligne bi ba ñu comme ça ngeen dajale tontu yëpp ñu asalaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Moussa. naam. Cheikh Mamadou Dieng. waaw Cheikh Mamadou Dieng ñu ngi lay dellu ziar. di nuyu di ziar sama xarit. Alaaji Bawol. Père Ibrahima sa xarit. gis nga le jeune là loolu mu leen wax. neexul ba neexul mais c'est la vérité. gis nga employé politique yi ñu def yëpp en matière d'insertion des jeunes depuis jamonoy socialiste yi ba naga ni jaar ci régime libéral. ku waxal yàlla. xam ne ça a été des échecs. depuis projet maîtrisard. man yàlla dafa def ba may gën a nekk ndaw. bokkoon naa ci commission bi nga xam ne moo doon insérer maîtrisard yi. booba sax du ma woon mag ndax am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci maîtrisard rek ñoo génnandoo. mais entreprise boobu doon liggéeyee. dañ ma délégué woon may occupé wu question yooyu ñu koy def réunion au neuvième étage du building administratif. mais gis nga yu bari yoo xam ne mag ñi waxoon nañ ko ñu saafantal ko on a vu ça à l'arrivée et ba léegi moo topp les projets de l'insertion des jeunes projet bi ñu waxoon mag ñi dañ ne woon bul jëlee xale rek nga jox ko xaalis pour mu def projet comme waajooju ni ma wax koo xam ne yowul ñaar nga jox ko 500000 li mu njëkk a def mooy wut ci lu mu dunde wala nekk lu mu jëfa jaay soxla am avant muy jéem a produire loolu lu jóg ci àddina ñun dañ ne woon booba mag ñi dañ ne woon au lieu ñu jël jeunes yi organiser leen 4-5 jox leen financement ku musul téye 1 million nga xëy jox ko 15 millions à l'époque boobu xaalis bari la. boo ngeen ko defee du dem. nañu seet mag ñi nga xam ne ils veulent faire une retraite anticipée parce que booba il fallait partir à la retraite à 55 ans. ñu ne mu gisee ko am expérience boo xam ne dem na ba am 52 ans 53 ans il va faire une retraite anticipée dañ koy boole lu mat 3-4 jeunes ñu def benn groupe mag ñi di naan mag ba jar naa ba ci dëkk. ak l'expérience qu'il a de l'entreprise xëy na dina aider à ce que le projet soit viable. Les gens n'ont pas suivi ces recommandations là à l'arrivée projet maîtrisard bu dox actuellement gis ko moom jafe na. lii lay xale yi wax kooku ne la mbéy man essayé naa mbéy Sénégal ci problème politique agricole bi moo am problème parce que boo mbéyee ba noppi ba produire il faut vendre c'est là où il y a la difficulté. Il y a pas de revenu en matière agricole. nga jël si exemple bi ma la jox gën a patent mooy tabaski bi nga xam xale yi dañ ci investir xaalis bu dul jeex yar ay xar def ci ay projet bu ma jaayee sama laadum nangam am sama 3 millions sama 4 millions def seen projection ba teg ñii seen bàyyi lépp xaalis jox leen. dañoo xëy ubbi frontières yi. Il y a pas eu une politique de régulation du marché. Tous les gosses sont tombés sous les fesses. Donc réalité boobu dafa nekk aussi ci la politique d'insertion. Avant d'investir, il faut penser vendre d'abord. Il y a des lois économiques qu'on ne peut pas ne pas respecter. waaye ay calebasse de l'émergence yooyu yëpp c'est des histoires yooyu gars yi ñoo koy naxee les politiques. Avant socialiste, il y avait les calebasses socialistes. Avant libéral, il y avait les calebasses libérales. Après maintenant, il y a les calebasses de l'émergence. Yooyu yëpp dañoo jàpp ne xaalisu politique la nu ñu mën a def ba jot ils vont le faire. Mais en matière de viabilité des politiques man gaa ñu gisaguñu yoon bi. man daal il faut ñu repenser des politiques ñu évaluer tout ce qui a été mené comme politique te du jeex. yaa du jeex on a tout essayé même temps yi ay DER yi ñuy dégg yooyu y a énormément de problèmes du temps du régime libéral agricole am na boo xam ne dañu jox ay finance ba ñu ne meng ci àll bi. on ne peut pas continuer comme ça. très bien. nañu toog ñu waxante dëgg arrêté si naxe yi ñu nax sa bopp moom tuuti doy na ci maa ngi muy sàkk mi te saxul dara. naxul kenn boppam lay nax. très bien. waaw je m'excuse d'être un peu long. mais allô. waaw ñu ngi lay dégg. waaw je m'excuse d'être un peu long. oui. mais man chaque fois que j'entends le problème de l'insertion des jeunes moi j'ai des problèmes. On a ici le plan Rêva de Wade qui a voulu insérer les jeunes dans l'agriculture fan la mujj. ah mbéy mi booy bi li mu la wax nii xale bi li mu la wax mais c'est un véritable problème le vol de bétail kenn mënoo investir dans le bétail loo teg gaa ñu toje ko même ni si àll bi tu mujj fenn tout le monde le sait. très bien. Cheikh Mamadou ñu mën a jël. donc voilà pour ne pas être long. merci beaucoup jërëjëf Cheikh Mamadou Dieng si contribution bi ak moom tamit lu mu kii ñu jël keneen ci ligne bi 88 628 98 te ñu dajale question yeeg contribution yi après daal di joxaat parole invité yi salaamaaleykum. allo waaw.
salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa ñu ngi ziar. ñoo ngi lay dellu ziar kooku. man de dafa am laaj bu ma bëgg a laaj. xaw ma ndax war naa ko laaj ci émission bi wala déet. kii ay action yu Ecobank doon jaay. waaw en 1900 au mois de janvier 2009 Ecobank daf ko doon jaay ndeke Ecobank mu ngi ko doon jaayee benn Ecobank bu nekk Togo. nit ñi def nañ ci seen millions yu bare man mii lay wax jënd naa ci combien d'actions 23 160 actions. payé cash par chèque et GBS. loolu nag yàgg na te ñi ci jënd bari na am na ñoo xam ne ñi jënd nañ ci ay 10 millions ñi 5 millions ñi 4 millions loolu lépp te boobu ba léegi. amul dara yu ci clair. d'accord. saay boo fa demee ñu ne amul dara benn bénéfice amul benn action bi jurul dara. d'accord loolu je ne sais pas su nekkee ñi. waaw ñi ngay waxal. ñoo xam nañ ci dara bu fekkee ne ñoom. xam nañ ci dara gouvernement xam Sénégal xam ci dara parce que c'est des milliards qu'ils ont ramassés au Sénégal. oui. waaw. d'accord ñoom peut-être du ñàkk ñu. bu nekkee waa Ecobank ñu ngi dégg ci côté action des trucs comme ça ñoom ñu mën ci indi leeral parce que. je pense xaw ma ndax ñi nañ ci mën indi tontam déet sëñ bi. waaw parce que moo tax les gens sont frileux maintenant. di dugal seen xaalis ci ay affaires yoo xam ne yii. juddoowul Sénégal. kiiwul Sénégal parce que les gens ne savaient pas que c'était le Togo. waaw. très bien bu ñu ci mënee leeral bu ñu ci amee mën a am kii. d'accord parce que c'est des milliards qu'ils ont ramassés au Sénégal. ils sont partis. d'accord Ecobank bii ñoo responsable parce que ñoom ñoo ko jaay. d'accord te war nañ ci am seen responsabilité. très bien d'accord fii leen ñuy versé seen xaalis. merci jërëjëf incha allah xam naa du ñàkk nag ñu indi ci leeral ci ñi nga xam ne ñooy di waa Ecobank ñu interpellé leen ci situation bi ni ci mel waaw tey nag ñu ngi waxtaanee ci wàllu ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa maa ngi leen di nuyu maa ngi lay Gaynde Badiane. waaw bismillah. Gaynde Badiane dama bëgg a participer ci émission bi. ca yow la ñuy déglu. waaw maa ngi rafetlu bu baax. nga yëkkatil kàddu gi tuuti sa Gaynde Badiane. maa ngi rafetlu émission bi bu baax. bismillah waaw. ànd di jëm ci surtout développement local. mu nekk thème bu am solo nag parce que aujourd'hui développement local non seulement muy dimbali askan bi. waay. muy dimbali état yi tamit. waaw mais dama ci bëgg a wax rek quelques griefs. yi nga xamante dañ ko noté ci terrain bi. dañ ko ci noté mu bëri ci lool. xam nga c'est pas temps parce que sa gan yi wax nañ ba tudd diaspora bi ak investissement bi jóge diaspora ñoo ci localité yi. mu doon lu am solo. mais la plupart du temps dadul nekk développement local. et ci fànn yu bëri. parce que xam nga tey bu ma la ko doon tënkal développement local dañ lay wax ni la mooy soo jëlee ay acteurs rek ay doomu aadama ci benn gox. ñu dajale seen koom-koom donc mobiliser seen ressources propres jël ay initiatives maanaam teg ay actions tenant compte de leur spécificité maanaam territoire bi ñu nekk. spécificité yi fa nekk ñu boole ko ci pour créer un changement qualitatif. oui maanaam mooy développement bi daal. donc changer seen bien-être social et ak seen cadre de vie. léegi nag soo xoolee question boobu mën a wax par exemple. ku jógee ci réew des fois ñëw ak un projet andil leen ko ak le financement du projet ñu ànd ceeg ñoom. loolu man su ma koy tuddee dama koy tuddee développement localisé. parce que projet bi jógewul ci acteurs locaux yi
ba pare mobilisation de ressources bi en fait jógewul ci acteur politique. mu nekk lu am solo. loolu di ko nekk benn problème parce que des fois loolu bu amee la plupart du temps. projet beeg la ko financé jóge ca kaw. xëy na exécution bi day sooxe ci suuf. au niveau local. au niveau du territoire. loolu la plupart du temps day gàllankoor projet yi. ba pare des fois am aussi ñu ñëw organiser les femmes par exemple ci ay tonti nag yu mbir yu bari pour vraiment développement local. ba pare def ci koom-koom mais finalité bi ak objectif yi du nekk développement local parce que dañuy mujjee le plus souvent dañuy mujjee ci jëm ci mbiru politique. dañ leen di defaral ay carte ñaase leen ñu commencé dugal génne et cetera. et au finish ñun acteurs yi nekk ci territoire yi dañuy rendre compte ni vraiment finalité bi ak li ko taxoon a jóg. c'était pour utiliser leen ci élection. allo Moussa yaa ngi lay dégg. ñoo ngi lay dégg ñoo ngi lay dégg oui. donc si tënk waaw si tënk. mbir yu bëri en fait dañ ci laxasu. mais c'est développement local. nguur gi da ko war a gestu. waaw da ko war a gestu ñu mel ni ñooñu toog foofu di représenter ay ADEL ak ñeneen vraiment di waxtaan ak ñoom. bàyyi leen ñu dugg ci territoire yi. waxtaan ak askan yi ndogal leen. parce que loolu mooy développer réew aujourd'hui. très bien il faut que nit ñi di jël ay initiatives au niveau local. et qu'ils soient bien encadrés. mais nag vraiment il y a beaucoup de difficultés. ci côté boobu. ak concept bi. waaw gis-gis yi dafa bari. donc man les gens font plutôt la plupart du très bien sëñ nga ñoo ngi lay dellu ziar Gaynde Badiane moom nag waaw moom c'est un acteur donc développement local ndaxte maire adjoint maire la dégg nga Omar ñu mën a ñëw ci tontu yi mu ngi wax lu am solo ci initiative locale yi nga xam daanaka est-ce que dina am lu leen accompagner est-ce que initiative inédit ñëw na taxaw na pour jàppale lu initiative yooyu ak nan la ñu mën a adhérer ci yooyu. dëgg la jërëjëf vraiment ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñoo intervenir mu wane rek ne mbirum développement bi. ñëpp la soxal Sénégal yaakaar naa parce que boo xoolee du mbirum état. mais nag état am na si wàllu bëri. te nit ñi aussi am na lu bëri yoo xam ñu ngi koy xaar si état bi. peut-être te gisaguñ ko gàllankoor peut-être seen liggéey. loolu tax aussi ba souvent. dina tax nit ñi mu gàllankoor leen si seen nan la ñuy maintenant xalaatale seen bopp dafalale seen bopp loolu aussi pour man Moussa li muy indi rek. mooy ba léegi dafa mel ni dañu xaw na am jafe-jafe li ñuy wax naan ku si nekk lan la war a def. lan la état war a def. lan la collectivité locale war a def. lan la collectif yi. maanaam association yi organisation yi ak yeneen acteurs yi. yi nekk si gox yi. ku si nekk lan mooy sa waru gar individuellement aussi lan mooy suñu waru gar souvent li ma gis mooy dañuy jàpp ne li ma war a def ma koy xaar si collectif bi di mbubboo collectif bi wala collectif bi di xaar commune bi commune bi aussi di xaar état bi finalement dañ naan personne kenn qui est responsable donc ñun li ñu xalaat muy suñu gëm-gëm mooy comme ni ko sëñ Badiane waxee mbir mi dafa war a jóge si suuf ñu bàyyi gox bu nekk mu organiser wu ni nga xam ne bii en fonction ñoom seen cosaan en fonction la fa am seen bëgg-bëgg en fonction seeni jafe-jafe ñoom ku si nekk xam nga ku si nekk fa nga dëkk fa nga yeewoo xam nga sa jafe-jafe yaa ko gën a xam commune bi yaa ko gën a xam état bi bu ku nekk organiser woo si sa gox ñu loolu la ñu xalaat moo génn si kër gi dem si quartier bi wala village bi ñu jóge foofu organiser wu dem ci commune bi état bi maintenant encadrer loolu parce que loolu mooy pour ñun différence même entre décentralisation bi ak développement local développement local mooy luy jóge ci suuf mais décentralisation bi dafay jóge ci kaw pour jox ay ndomba tànk su ko defee dañu war a méngoo mu war a ànd pour mu am une cohérence loolu moo tax même ba ñuy tuddee suñu initiative bi tuddee du projet parce que boo waxee projet damay wax ñi may liggéey doon na boo waxee projet état dañuy jàpp rek li ñu xam Sénégal xam ci projet mooy état wala benn bailleur de fonds bu jógee xaalis bu bëri indi ñu war ko séddoo ñu xool li ñuy def ainsi kii am naa awma
loolu vraiment taxul woon ñun taxul ñu jóg. moo tax ñun li ñuy wax nii bugguñu ko tudde projet ñu tudde ko initiative pour l'émergence maanaam nan la ñuy def pour àndandoo. léegi nag waxtaan yu si bëri wax nañ ko fi. mooy suñu réew. li si am solo je crois que am na sëñ bu ko fi wax. mooy ñi fi ëpp ñoo néew doole. ñi fi ëpp ñu ngi si mbay mi ñu ngi si sàmm si. ñu ngi si napp bi. ñu ngi si njaay mi. donc ñooñu ñoo ëpp si Sénégal. mais bu ñu ëppee si Sénégal nag mooy suñu pexe yi ñu war a am mu jëm si wàllu développement. dafa war a jël en charge mbir moomu. loolu moo tax ba souvent ku mel ni góor gi wax sànq sëñ bi wax sànq. day mel ni ne ñoom ñi néew doole. bokkuñu si alors que ñi néew doole boo néewee doole nag. li nga xam ne ñun bokk loolu la ñu jàpp loolu la ñu gëm. mooy ñun bu ñu néewee doole. dañuy ànd mbooloo mooy doole. bu dee néew nañ doole kii néew doole. mooy li ñuy gëm li ñuy def nii mooy nañu ànd boole suñu néew ji doole loolu suñu am boobu mu néew. suñ ko boolee dina mën a am loo xam ne dañ ko en plus aussi il faut aussi ñu wax lenn. mooy que loolu tamit il faut mu ànd ak li ñuy wax formatage maanaam former ñu waxtaan ak nit ñi. am na nu ñu doon bayee. am na système bu fi nekkoon. ba ñu amee indépendance ba léegi. système boobu gis nañ ne am na fi lu fi sooxe. defoon nañ fi ay coopérative defoon nañ fi ay leneen ak leneen. ay SODEVAC yeneen yëpp ñëw na fi. mais léegi nag dafa jot ñu xool suñu au niveau d'abord individuel. parce que pour que lii may def mu mën a nekk loo xam ne du ma xaar rek état bu may jox. lii du ma xaar. kii bu may jox lele mais mën nañ laa mën a def ba nekkal sama bopp investisseur. boo xam ne bii bu ma bayee. ni tubaab bi wala keneen di jóge fële ñëw di bay peut-être que man mënumaa bay ay 10 hectares mais mën naa bay genn wàllu hectare. mën naa bay 10 mètres carrés ñu xool lan laa si war a bay. mais nag bu ñu toppee mbir mi ñëpp dañuy defandoo gerte ñu defandoo gerte. ñu am problème mu jaay. marché mondial bi am ji bi dafay am jafe-jafe. loolu bokk na si li ñu bëgg mënoon a yokk si li sëñ bi wax. jafe-jafe la. mais pexe yi nan lañu suñu li ñu soom mooy nan lañ mën a def ba am mbir moom. wàllu sëñ Dieng aussi li mu wax si wàllu emploi jeunes yi. loolu lañu gis tamit mooy comme ni ñu wax rek dafay méngoo politique boo xam ne bii état dafa war a dégager cadre général bi. bu ko déggee wax ne yii mooy principe yi maintenant emploi jeunes yi loolu comme ni ñu ko waxoon pour ñu mën ko régler foog mu am benn ay pexe. yu jógee ci suuf. gox bu nekk pour ñu dañoo jàpp ne gox bu nekk war naa mën a li ñu naan l'emploi par les territoires et pour les territoires. parce que tey li ñu nemmeeku mooy gox bu ci nekk am nga. da nga laaj ay emploi ay jeunes. yoo xam ni ñoom ñoo la war a développer sa gox. oui absolument. dafa am. buñ nee tey mais foog mu méngoo formation bi ñuy def loolu dafa naa ne mbébét la boo xam ne bi nit ñaa ngi siy xalaat. mais ñun jàpp nañ ne ni ñu ko commencé mooy dañu war a def li ñu naan dafa am ñu xool li ñu naan les jeunes développeurs économiques. maanaam nan la ñuy mën a def ba mu am ñoo xam dañuy nekk si gox bi. waaw. du état du keneen mais ñun la suñu bopp. ñu def ko liggéey. parce que am nañu ay xale yu jàng. xale yooyu nan la ñu mën a def pour ñu bàyyi leen pour ñu dellusiwaat si gox bi. problème bi mooy nan lañ leen mën a attirer. tey gis biñ si waxtaanee gis nañu xale yu bëri. ñoom li ñu jàpp sax mooy nañ maire yi. duñ leen recevoir. dañ leen ragal dañuy jàpp jeune la institut wala affaire nawetaan ak affaire yooyu rek la ñuy waxtaanee. non dañuy waxtaan am nay jeunes yoo xam ne yi tey dañoo jàng. seen jàng jëm màcc si nan la ñuy encadrer par exemple sëñ ñi waxoon sànq baykat yi. nan la ñuy encadrer ñi ñuy sàmm. nan la ñuy encadrer ñi nga xam ne mooy jigéen ñiy def ay tonti nan la ñuy encadrer formation boobu ak organisation boobu. loolu métier la. Sénégal nag souvent da ngay soo amee sa mbir rek da ngay jékki-jékki ana sama kii bu ma kii ma jàppale la. mu defal la projet bindal la copier la. mais loolu dafa nekk ay métier la. métier la yoo xam ni d'abord dañ ko war a fexe mu nekk si biir gox yi. bu dañu jàpp ne ñun commune bu nekk bu utiliser woon fukki xale. rek si commune am déjà on a 500 et quelques communes. waaw déjà ñaata lay nekk si emploi bu ñu créé. donc commune seen bopp mën nañu d'abord créer loo xam ne li day nekk si biir ñun nag loolu mooy suñu waru gar pour si projet bi mooy ñooñu xale yooyu bëgg a liggéey seen biir te biñ ko defee sëñ Moussa man dama si am mbetteel bu neex parce que man dama ne woon xale yi ñu si bëri dañ ma doon wax naan ma xale yi bëgguñu delluwaat seen kii bi dañoo bëgg a nekk Dakar di liggéey ba ñu bëgg war a dem France ainsi de suite mais ñun bi ñu defee appel wax xale yi kan moo bëgg a delluwaat sa commune liggéey si wàllu koom-koom bi
mais si ñaari weer presque am nañu junni jeunes yu porté volontaire. mooy seen bureau économique local. exactement bi ñu demee. loolu ñu ngi ko waroon a tàmbali mars. Covid moo tax nii tàmbali wuñ ko. semaine prochaine war nañ ko tàmbali. Pikine. waaw voilà fukki jeunes yoo xam dañ leen tànn si biir ñooñu. ne leen léegi yéen dinañ leen former si daanaka presque juróom-ñeenti weer. waaw yoo xam ni duñ formation boo xam dañuy toog si école. mais am nañ diplôme ba pare mais dañuy def ñun ñu encadrer leen pour que ñu am xam-xam boobu pour mën a. jëriñ seen donc loolu buñ ko amoon. déjà emploi yooyu groupement yi féminin yi. groupe GIE yi mais peut-être que kenn mënul benn groupement mën na am mënagul a jël benn jeune. mais boo boolee fukki groupement dañoo soxla comptabilité dañoo soxla organisation dañoo soxla ku leen accompagner. mais mën nañu àndandoo jël benn jeune. donc on crée de l'emploi. emploi bi aussi bu ñu ko gis rek ne si fonctionnaire comme avant état bi mooy jël état bi mënul jël lu bëri. entreprise mooy jël lu bëri. bu ñu ci boolee tamit ñi nga xam ne ñi comme ni ñu ko wax sànq ñu ngi bëgg a teg ay entreprise agricole teg yeneen entreprise si biir entreprise bu nekk jël ñaar wala ñett jeune. gox ba dafay daal di commencer nekk emploi donc ñun noonu la ñu gisee wàllu développement bi mais gisee wuñ ko vraiment comme initiative bi du initiative état du initiative aussi bailleur de fonds yi initiative ay sénégalais lañu yoo xam ne ñun dañoo yàgg liggéey si wàllu développement local. mais justement bëgg na laaj Soxna Ndeye Khady yéen na ngeen mën a jàppale en quoi faisant na ngeen di adhérer wala na ngeen di accompagner projet bi parce que ñu ngi wax ci wàllu koom est-ce qu'il y a des mécanismes de financement yi nga xam ne ngeen ko teg pour que ñi nga xam ni maanaam li ñu yor mérité na ñu jàppale leen ñu ngeen xool na la ñuy amee as koom pour mën a def seen liggéey. ñun suñu liggéey en fait comme ni ma ko tàmmalee suñu liggéey day démarrer au début. ñun on forme. On accompagne en formant, en conseillant et aussi on accompagne pour organiser cette épargne parce que première étape bi mooy ñu toog en groupe. ñu mën a épargner. léegi épargne bi ni ñu koy organiser mooy dañuy créer benn règlement. autour d'un règlement ñu ne règlement bi épargne mensuelle par exemple wala trimestriel nangam la. minimum. léegi nag ku am plus bu ko neexee mu cotiser plus. En organisant ça dinañ fexe ba ku ci ne dina am numéro de compte dina mën a connecté wu xam épargne am fu mu toll ku ci ne day am compte boppam. mais dans le groupe. parce que c'est le collectif qui fait que dañuy naan. Sidel nangam million lay peser. Ils sont Sidel mooy le club d'investissement. D'accord. Bu ñu toogee donc on les a accompagnés depuis 3 ans. Mettre en place. Quand on commence petit à petit. Ou au fil des années on peut dire on paie 100 millions. mais Sidel si na lañ ko mën a créer déjà. La création du club d'investissement. waaw. ñan ñoo koy def. waa Adel la wala. C'est Adel qui a mis en place un club d'investissement. D'accord def na ko sur. Voilà il a mis en place un club d'investissement. de ñu dem ba nekk plan d'épargne parce que le club d'investissement day restreindre. sur le nombre de personnes à adhérer. D'accord. da ngay dem ba dem nekk plan d'épargne nga mën a adhérer loolu le maximum de personnes. ñu dem ñu accompagner donc plus il y a du monde plus l'épargne est importante. Ouais. donc et cette épargne importante là tey bu ñu toogee bu Sidel ñëwee day naan. Moi je pèse 100 ou 200 millions. dimbali ko day yomb. waaw. wax na ko sànq loxol dafay fekk dimbal dafay fekk loxol borom. boo toogee nga ne am nañ 100 millions peut-être ci biir 100 millions bi am na ki nga xam ni 100 000 la ci am. waaw. am keneen ku am 50 millions. ainsi de suite donc ñu organiser leen ba loolu leer. En même temps ñu accompagner leen expliquer leen c'est quoi le marché accompagner leen ci naka la ñuy seen épargne boobu nan la ñuy def ba fructifier ko. parce que épargne aussi ñun suñu rôle mooy épargne bi jur. parce que du ñu dajale ci biir société bi. dajale xaalis bi ne 100 millions dans 3 ans ce sera encore 100 millions. donc dinañ leen naan bon ce sera rémunéré à 5% annuel et cetera ñu fexe ba def les bons placements. pour mu mën a fructifier. ci lay revenir dinaa ñëw un peu sur la question sur Ecobank. léegi bu ñu leen accompagner noonu ñu avancer parce que du plan d'épargne bi ak wala club d'investissement bi du moom mooy dem investir directement
loolu c'était juste la première étape. On organise l'épargne, on investit cette épargne-là pour mu jur. Et ensuite cette épargne-là va pouvoir accompagner les projets sélectionnés. Mais sélectionnés à travers quoi? À travers un fonds d'investissement. Fonds d'investissement. Voilà. Parce que voilà, le fonds d'investissement, et on continue avec eux sur le conseil vers le fonds d'investissement, mettre en mise en place du fonds d'investissement qui pourra fonds d'investissement boobu nag mooy dem investir sur les projets choisis. D'accord, yu sélectionné. Dañuy def présélection. ñu toog ñu kii fekk présélection ça veut dire que ñu dinañ toog business plan dina am et cetera yëpp voilà étude boobu yëpp luy encadrer en même temps ces gens-là vont suivre une formation. duñu dem comme ça à eux-mêmes. Donc ils vont comprendre leur projet de bout en bout. Et ensuite ñooñu ñu mën a ne j'ai été financé par ADEL à hauteur 2. Par le fonds d'investissement à hauteur 2. Donc loolu mooy suñu rôle ñun on est au début et on continue dans le conseil. On accompagne. Très bien. On accompagne ADEL. Et pour revenir à tout ce qui est marché. L'action le monsieur après mun nañ ko yónnee numéro CGF bourse mun na woote CGF pour ñu gën ko expliquer. Parce que du ma mën a dugg ci Ecobank historique Ecobank. Il faut que ñu comprendre que marché bu ñu koy lancé en 98 dafa am marché 98 la am on a que 22 ans on est un marché jeune. te ñi xam marché financier bariwuñu. bariwuñu. Parce que tout simplement c'est nouveau. te ba pare on a fait face à l'engouement Sonatel. Sonatel ça marche. C'est un titre qui a fait gagner aux gens des millions bari nañu ci tabax kër bari nañu ci kii lu bari. ci marché financier bi. te xamuñu ni que titre bu ñu xasee ba jaay en premier Sonatel c'était en 97 décembre 97. 98 lañ ko coté sur le marché. Donc tous les jours tey mun nga jënd titre action Sonatel. parce que ñi ñaa ngi jënd di jaay. ñaa ngi jënd di jaay. di jaay yaa ngi ciy am dividende ak et cetera. Mais c'est pas toutes les actions. C'est ce qu'on appelle dynamique boo nee action rek c'est que propriétaire nga d'une partie de la société. yaa moom. léegi bu société marché li muy distribuer di nga ci am. bu marché wul doo am dara. yaa moom loolu mooy différence entre action ak obligation. moo tax bu ñu nee marché finance bu ñu nee bourse rek nit ñi côté dynamique bi la ñuy gis. C'est-à-dire action bi day wàcc day yéeg yii wóorul. et cetera loolu foofu la ñuy def focus. Alors que marché derrière ça. am na titres yi nga xam ni ils sont sécurisés. Et ils donnent du rendement. Donc maintenant quand on vient voir un spécialiste du marché la première chose qu'il va faire c'est le profil. Du client qui est en face de lui. bu deful profil bi tooñ na nit ki. parce que nit ki peut-être que ñemewul risque. yóbbu nga ko ci action. mu perte mere la. Alors que c'est pas ça le but. boo ko yóbboo ci obligation du perte jamais du la sonal. Parce que profil am c'est ça. Mais bari na ñi nga xam ne dañuy ñëw ne la man action diw laa bëgg. nga ne ko attention xaar ma def la sa profil mu ne la dégguloo li ma la wax. man action laa bëgg. ba pare ne la man j'aime pas le risque de. ma ne ko pourtant action nga ma laaj. action nag daa rek risque. Donc ci boobu loolu la ñuy gérer. Parce que les gens dans leur tête Sonatel ça a bien marché ou une autre action a bien marché donc tout le monde va s'engouffrer dès qu'il y a une nouvelle action qui vient sur le marché. On y va. On met beaucoup d'argent dessus. Quand ça marche pas on dit truand la ñu. Alors que le titre est coté. Tous les jours tu peux te connecter savoir combien ça coûte. Tu as même pas besoin d'aller demander. da nga mën nga connecter tous les jours nga xam action bi lu muy jar. ñaata moo jàll lépp société bu xasee ba côté. bourse mooy fëgg jaay. bu ñu ko xasee ba jaay premier marché. nga jënd ci. par exemple Sonatel bi mu lancé 97 nga ne am naa nangam action Sonatel. bu ñu ko xasee ba dugal bourse mooy marché bi. dafa mel ni nga jaayoon kii après waa ji dem teg place am cantine Sandaga. nga xam ni tous les jours mën nga dem ci cantine bi jënd. alors que jaayoon na la ko sa kër la ko jaayee woon.
mais am na solo trop ci li nga xam moo jëm ci wàllu marché financier yi. comprendre nga waaye dinañ si gën a frim fàcce pour que askan yi gën a comprendre loolu ndaxte tamit loolu ay buntu la yoo xam tamit nit ñi mën nañ fa jaar pour gën a suqali seen koom. mais d'accord ci projet bi ak Inédit loolu la ngeen ci mën a lëkkale ndaxte nag gis nañ ni yéen da ngeen accompagner déjà club d'investissement mais club les Sidel là nan lañ si mën a adhérer est-ce que man mii mën naa ñëw bokk ca mën a prétendre ci yenn affaire ak yu mel noonu sëñ Omar. jërëjëf sëñ Moussa je crois que damay may ma yokk tuuti. si li soxna Khady wax. waaw mais danañu may ñu jël ñu ci ligne bi tuuti rek ngeen baal ñu parce que gars yi dañuy kaas quoi nañ ñoom ci lañ bokk salaamaaleykum. allo allo allo. allo. waaw ku baax. sëñ Moussa. naam. ñu ngi lay ziar. dal nañ la ziar. naka mbir yi. alhamdulilah. Jibril Sène la. ah Jibril Sène bisimilah. ñu ngi lay baal àq di la balu àq. baal nañ leen yàlla boole jégal. di ñaan jàmm ci réew mi di ñaan jàngoro ji lëmbe réew mi ak àdduna bi yàlla indi ci saafara ci bu mu gën a gaawee. amiin. waaw Moussa de vraiment fi ma dégg nii génn de am na solo trop. te vraiment xam naa ne lu jaaxal askan wi la trop surtout nag wàllu Sonatel nag Moussa. waaw parce que duñu jël parce que xam nga newuñu fi da doon joxe benn ay exemple rek par rapport ak situation yi ak action yu mel noonu waaw kon ñu bañ ci mën a xuusandi si beneen fànn daal. après nga jox sama numéro suñu numéro. waaw man de dama ci bëggoon a wax rek léegi ci ay jafe-jafe yu bare yu ñu ciy am. waaw mais bon comme noonu la demee tamit. bon waaw si développement local la ñuy wax fu mu ne nii ak action maanaam marché financier yi nit na la ci mën a dugalee xaalisam gis si boppam ak yu mel noonu. ah d'accord voilà kon naa bàyyee ligne bi gars yi. parce que vraiment dama bëggoon wax daal ci jafe-jafe yi ñuy am ak Sonatel surtout ñun entreprise yi nag Moussa. d'accord incha allah mais entreprise comme noonu la demee nekk ci wàllu développement local comme mënuñu défendre aussi. am na rôle bi ngeen di jouer ci wàllu développement local initiative locale yi ngeen di kër ak yi ñu si doon waxtaanee ci suba ba léegi boo dégloo. dëgg la. waaw kon ñu jël ñeneen ci ligne bi xam naa nag waaw mbir mi kon ñu ñëwaat ci li nga wax ci wàllu club Sidel yi. waaw kon boo gisee sëñ Moussa. yaakaar naa ñu bëri wax nañ ko peut-être parce que loolu la ñuy dégg. mooy est-ce que bourse bi est-ce que développement bi financement. d'une manière générale bu ñu ko waxee Sénégal financement dañ naan dafa am ñoo xam ñoo ko yeyoo. dañuy xalaat ñi am barke. dañuy xalaat état dañuy xalaat tubaab yi. waaw loolu la ñuy xalaat. jàpp bëri leen ñun baadoola nañu. waaw ñun mënuñu ainsi de suite alors que li ñu gis mooy. Sénégal quand même dafa am nañu jot a am tuuti. am ñu amul peut-être. am ñu soxla. waaw loolu lay tubaab di wax ñii mën nañu am nañu dañuy fayeeku wala dañuy liggéey leneen. dañuy suñu si fin du mois am na loo xam ne lii as tuut. dañ ko bëgg a denc pour moo xam dañoo bëgg kër moo xam dañoo bëgg seen doom jàng wala dañu bëgg def leneen. xam nga loolu day daal di nekk ñoo xam ne ñi dañuy dégager li ñuy wax benn capacité épargne. mais mu am comme ni ko sëñ bi waxee. am ñoo xam ne ñi ñoom nan laa mën a def ba sama tool bi ma wut engrais. nan laa mën a def ba sama projet bi mu antu. manqué na ma formation mais manqué na ma tamit financement. léegi nag problème mooy lan moo tax ñu toog di xaar tubaab bi. léegi Inédit dafay indi maanaam jumtuwaay yi nga xam ni yëpp. moo waroon a nekk diggante pour ki nga xam ni kii dafa yor xaalisam dafa am lu mu si bëgg. def ko moo xam mu def ko si marché bi moo xam si banque bi. la ko doon def moo xam daf ko dencoon këram. nan lañ mën def ba xaalis boobu mën a dem si ki nga xam ni kii moom moo soxla. waaw loolu la. léegi nag lan moo fi des mooy kii tamit dafa bëgg bu fu dugal xaalisam mu wóor. waaw daa bëgg bu dugalee xaalisam. saa yu si bëggee jot. mu jot ko. dafa bëgg tamit léeg-léeg loolu mooy li njëkk mais léeg-léeg aussi buñ ko si bu dee xaalis bi bu ko dugalee foofu. mu nekk dërëm. suba bu dee day fay nekk ñaar dërëm aussi. moo koy gënal. kon nag loolu kuréel yooyu la ñu xalaat lëkkaloo si indi si ay pexe yoo xam du laaj ñuy laaj. keneen maanaam yow bu dee da nga bëgg a denc. comme niñ ko waxee am na góor gi wax na ko si Ecobank ñun loolu la ñuy bëgg leen moytul. waaw maanaam nga tëb rek dégg riir mi. nga dugg si te xamoo mbir mi nu mu demee. dëgg la léegi ñu ne kon pour loolu li njëkk mooy nga jàng lan mooy bourse. léegi nag Sidel muy club d'investissement boobu nga laaj. waaw loolu la lay may mooy boo si duggee. doo nekk yow kenn.
da ngay ànd ak yow ñeneen ñoo xam ni yéen a bokk même mbir mi. bu la neexee mën nga bokk ànd ak ñi nga xam ne ñi si biir ñun ñu organiser leen. ngeen nekk groupe si biir SIDEL bi. su ko defee lan lañ leen di indil ñu mel ni ñoom Ndeye Khady ñoom ñeneen banque ñu ñëw bés bu lépp information bu am. si marché bi ñu ñëw indil leen ko. lii mooy action. waaw lii moo si am lii moo si amul. lii mooy obligation. lii mooy yeneen titres yi lii mooy fonds commun. lii mooy lii nii lay doxe loolu mbir bi boo ko xamul jàngoo ko. nga bëgg a jël yow dugal si sa xaalis mais suba yaa xay bu xaalis boobu. mais ku nekk mën a adhérer ci club boobu. ba fa commencé ñun si club bi. pour maanaam bourse bi d'une manière générale marché bi. avec 1000 francs mën nga si dugg. mais ñun. dañ ne dañuy tàmbali. pour nga dugg si avec 100 000 francs nga siy duggee. 100 000. boo duggee 100 000 francs boobu. mais est-ce que wóor na sécuriser gars yi suñu. voilà léegi nag ñun doo 100 000 francs boobu joxoo ñu ko dafa mel ni yaa ngi ko dugal banque. moom ak xaalis bi nga dugal banque ñoo bokk. da ngay am sa compte. dañ lay ubbil compte maanaam foofu dootul nekkati compte comme bee. mais day nekk compte titre. compte titre boobu. dafa am ñoo xam ni ñoo koy saytu. du yow rek yaa koy saytu. waaw mais dafa am kuréel boo xam ne bii. si UMOAL nekk moo koy saytu. état bi daf koy saytu. su ko defee moom ñoom ñoo lay jàppale si saytu boobu. kon donc su dee wóor rek damay jàppale sax ni banque bi wóor moo gën a wóor banque man loolu laay wax. waaw parce que ñoom Ndeye Khady yi ñu leen di surveiller. waaw parce que même ñoom it duñu yor xaalis dañuy amaat beneen fu ñuy teg xaalis bi contrôler lépp dañ koy séparer. très bien léegi nag boo dugalee boo ubbee sa compte boobu. moo xam nga nekk Amérique. waaw moo xam nga nekk Europe. wala Asie wala feneen wala Afrique. da ngay am comme ni ngay amee compte da nga am numéro am code d'accès yow rek yaa mën a dugg si sa compte boobu. compte bu très bien. lu si am. chaque jour fu mu toll nga xam ko. boo bëggee aussi jékki-jékki nga am nga ne damaa am soxla. waaw affaire bi kat dama yaakaaroon kii tamit mën nga génn. waaw très bien. kon donc loolu mooy club bi su ko defee. boo si duggee nag ñun mën nga dem bu la neexee nga dugal sa bopp directement. nga dem CGF wala nga dem feneen si marché bi. bu la neexee nga def ko 1000 francs sax mën nga si duggee. mais ñun boo bëggee nag bokk si. maanaam formation boobu. ñu lay xelal di la teg si yoon di la gunge. di àndandoo di xoolandoo investissement yi. bu Sonatel génnee ne damay jaay. ñu ne bii wóor na wóorul. est-ce que dugg nañ si wala dugg si dugg lii de moo si am le conseil. d'accord voilà d'accord am na solo ñu jël salaamaaleykum doo wàññi rajo bi sawet sëñ bi wala soxna si salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. waaw tur bi ak fu ñu woowee. waaw man la Abdou Dia. Mbine laay woowee. centre du plateau Dakar. bisimilah waaw sëñ Dieng. waaw man ci wàllu Ecobank bi laa bëggoon wax parce que am naa ko su xam ne moom tamit franchement daf si sonnoon ndaxte dafa investir woon pour 300 000 depuis 12 ans léegi ak taux de action bi ni mu le taux de l'action est à 13 francs aujourd'hui et donc il a perdu quasiment 90% de son capital. Et allô? Oui, ñoo ngi lay dégg waaw. Et j'entendais certains de vos intervenants culpabiliser un peu les victimes, quoi, dire que c'est eux qui devaient savoir dans quoi ils s'embarquaient. Mais je dis que peut-être qu'aujourd'hui c'est plus facile de suivre le cours de la bourse sur Internet, mais ce n'était peut-être pas le cas il y a 12 ans. Il y a 12 ans, l'action d'Ecobank allait bien. Ecobank faisait la promotion de ces actions-là. Et ils c'est pas l'émission d'Ecobank, monsieur. Donc, justement, peut-être émission bu ñàkk ñu defaat ci mais je donne mon numéro. Voilà, on va donner juste le numéro pour que ñi bëgg a éclaircissement ci côté boobu ñu kii ko ñu woote ci numéro boobu directement mooy ban numéro 864 97 97. waaw 33 33 864 97 97. 864 97 97. 97 deux fois. Oui, ou 97 00. Voilà. Donc CG 97 00. Voilà. Voilà. On appelle la CG Bourse pour tout ce qui est action qu'on appelle à CG Bourse à partir de lundi. D'accord. Voilà. C'est très bien monsieur parce que ñoom tamit ñu gindi leen ci liggéey bi am na ci solo ñoom dañoo amee tamit ay placement ñu defoon peut-être lu te am solo sëñ Omar ñu jëlaat ñeneen ci ligne parce que nag émission bi moom. salaamaaleykum maaleykum salaam. Moussa ça va. bien.
alhamdulilah. alhamdulilah. waaw ñun nous sommes des actionnaires à la Sonatel ah. waaw. waaw yooyu ko temps yi bourse bi depuis 2 ans mi wàcc. te fu mu nekk ñu ngi ci 12 000 et quelques. waaw. waaw on demande quoi la table. d'accord mais jox na leen numéro yi soo leen si bëggee ay leeral ak yu mel noonu. mu indi leen ci c'est que ñun xam nañ CG bourse ñun xam nañ ko. mais c'est que ñun action yi ñu mu wàccee depuis 2 ans. ba léegi tey waaw mais attends ñee ñoo ci mën a di tontu ñoo ci mën a di tontu léegi je pense que ñooñu boo leen wooye après ñoom ñu li la ci. parce que waaw mais man je veux que la dame vraiment ñu jéem a xool quoi ndax la situation là vraiment ça devient vraiment grave. d'accord on va waaw d'accord suñu njaboot quoi nga baal ma nag Moussa merci. merci beaucoup waaw c'est important parce que nag ku bëgg ay leeral ci ñoo ngi joxe numéro bu 33 864 97 97 wala 33 864 97 00 00 ci li jëm ci wàllu action ak obligation ñu indi la ci ay leeral ak waa CG Bourse ñu ñëwaat ci club Sidel yi ndaxte nag da ngeen si séntu ñan waa diaspora wala ñi nga xam ni ñoo ngi ci gox-goxaat yi wala ñan ak ñan pour ñu mën a adhérer. waaw ñi ciy séntu njëkk mooy comme ñi laaj ñi nga xam ni jotoon nañu d'abord. dugg si wàllu action. te peut-être comme ni ko sëñ bi waxee. amuñu si woon boobu xam-xam moment boobu mbir mi leeru woon seen bopp si mbir si affaire marché bi donc bañ say dugg ñooñu d'abord ñoo si njëkk. ça veut dire que léegi am nañu opportunité dugg si kuréel boo xam ne bi dinañu ñun boole suñu bopp parce que ñun ñi si nekk nii. ñun liggéeyuñu si marché bi. nekkuñu Ecobourse nekkuñu Sonatel. ñu comme ñoom ay investisseurs comme ñoom. lay àndal su ko defee parce que loolu moo indi si loolu laa gis si émission bi. mooy gis nga leen ñu ngi laaj ku si nekk amoo woon peut-être foo ko jooyee. amoo woon foo ko waxee. voilà donc club d'investissement bi nag mooy léegi lëkkale pour que ñun lépp luñ si xam. léegi ñun ñu doole la ñu am yow du yow rek yaay nekk sa ruq. man kat affaire bi gisuma si xaw ma si. léegi nag ñun ñu ngi comme ni ñu lëkkaloog nii CGF wala si bourse bi BRVM. lépp lu si am su dee ñun ay investisseurs lañu comme ñoom. su ko defee bu ñu àndee. voilà donc li ñu njëkk wax moom mooy club d'investissement bi pour d'abord pour ñooñu la. ñaareel bi. pour ñi nga xam ne bépp sénégalais boo xam ne bi yow yaa ngi am as tuut. moo xam am nga salaire. waaw wala am na looy jot ci commerçant wala am nga loo xam ne lii yow gis nga ne lii comme ni ñu koy waxee damaa war a fàggandiku. parce que boo xoolee même suñu maam yi. si wàllu mbay mi. ñoom dooñu woon suñu bayee ba pare lii dinañ ko jëndee peut-être nag. yokk si mbir mi. lii dinañ ko jëndee ginaar. mais loolu épargne la. pour que suba bu jafe-jafe amee ñu dem jël fa. dem lijjanti donc képp ku bëgg épargner. problème bi mooy Sidel bi. yow wax na yow moo xam sénégalais. moo xam tamit da nga nekk si bitim réew. waaw diaspora bi. voilà moo xam da nga nekk si diaspora bi. bëgg a investir bëgg a waajal sa bopp. parce que loolu mooy véhicule d'épargne bi maanaam partie épargne bi la. maanaam yow da ngay waajal sa bopp damaa am. loolu bu ko ñenn ñi déggee mën na yox kon ñooñu ki am pour ki am salaire rek la. voilà léegi nag wala ki am revenu wala ki am doole la. maintenant léegi xaalis boobu. dafay dem si dafay nekk loo xam ni dañ koy comme ni ñu ko waxee. dañ lay tegtal foo xam ni fii. ba yow en fonction li nga soxla. bu fekkee comme ni mu ko waxee. da nga bëgg mbir mi am dara. wala yow da nga bëgg a garder rek waaye bëggoo si jël benn risque. ñu wax ne la yow lii ak lii moo fi am marchandise yi ñoo am si bourse bi. su ko defee yow booy tànn. nga tànn marchandise bi méngoo. ak yow sa bëgg-bëgg ak sa ni nga fi nga toll léegi nag loolu nga même bu suñu su paree loolu problème mooy xaalis boobu dina la jëriñ mais aussi dafay jëriñ askan wi comme ni ñu ko waxee parce que du collecte épargne rek pour collecter épargne mais collecte épargne aussi mais am na ñoo xam ne ñii amuñu revenu amuñu xale yi nga xam ne ñii dañoo toog amuñu xëy jigéen ñi nga xam ne ñii dañoo bëgg a yëngatu si wàllu maanaam gox yi. baykat bi nga xam ne dafa bëgg a defaral toolam wala defar dara. donc ñooñu dañoo soxla xaalis. ñooñu bu ñu soxlaa xaalis nag. ñun nag ñu ñoo leen di mettre en relation. pour que ñoom it ñu mën a am si xaalis boobu. ñu mën si liggéey. ba keroog kële di ko soxla. très bien ñu mën a dem si kii bi loolu mooy fonds d'investissement bi. très bien ñu jël ku nekk ñu may la une minute ñi ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. bu naa fan sëñ Moussa. waaw sëñ Ousmane bisimilah. ñu leen ziar bu baax. très bien. waaw émission bi amati na solo. mais sa intervenant yi sa invité yu bokk. li ma leen bëggoon laaj rek. mooy comment faire peut-être pour insertion des jeunes financement bi financement des jeunes. moins ñoom ñu mën ci sentir seen bopp.
parce que dafa am ñaari intervenant yu dugg. yoo xam ne dafa nekk soo xoolee fondamentalement dafa interpeller sénégalais. mooy sa jarbaat bi nekk ministre Saka Touré par rapport ak des jeunes baykat yi lim la wax lépp. parce que xamuñu mode de gestion mode de fonctionnement des bourses yi nan lay demee. mais aussi bool parce que projet maîtrisard yi mu la doon wax. soo xoolee foofu la déparé depuis le début de l'indépendance la post-indépendance mais jusqu'à présent. Ousmane, on n'aura pas le temps de développer parce que il nous reste juste 3 minutes à 4 donc dañ lay may 1 minute rek. waaw ñu ngi jégalu xam naa li ma yéex a dugg. waaw ñu ngi jégalu voilà c'est ça daal ñu accélérer seen communication bu baax pour ñu mën a comprendre. waaw merci beaucoup jërëjëf ci xam naa ñu jël peut-être salaamaaleykum allo ñu xam naa nag waxtu lu ñu dese bëritul. nit ñi gën a mën a comprendre ci li nga xam ne nag mooy daanaka na ngeen mën a organiser ndaw yi ak tamit surtout ñu ngi leen ci interpeller ak tamit ci wàllu bourse bi pour mu gën a leer ci nit ñi mën see dugal seen xaalis Adja Ndeye Khady. léegi pour ndaw ñi mën a dugg ci par exemple club si. mais ñu ñeme bourse yi sax. ñu ñeme bourse yi ak yëpp ñëpp a war a ñeme bourse. parce que toog nañu ba fi mu ne nii comme li ma ko waxee sànq on sait en bourse qu'on s'enrichit. waaw donc li nga am lu. mais xam nga Sénégalais yi tàmmuñu ko. as néew bi nga am. boo ko organiser di nga fexe ba mën a ubbi compte. waaw boo fexee ba dajale maa ngi doon discuter ak ay étudiants loolu lañ ma wax. ne ma waaw yéen seen minimum pour ouvrir compte CGF 111 700 la léegi nu ñuy def ba kii ma ne leen 100 000 francs ma ne ko boo jëlee si sa kii 1000 francs nga ne damay dajale. xam naa ni dans 1 an war naa ubbi compte. préparé nga ko yaa ngi préparé commencé nga dugg épargne. nga xam ni l'année prochaine loolu mooy sa ambition. l'année qui suit di nga fexe ba tous les mois di nga verser dara. yoo xam 10 000 francs la yaa xam 5 000 francs yaa boo xasee ba ubbi compte lu la neex nga dugalee ko. mais 100 000 francs bi moom la ñuy commencer investir. parce que montant bi ngay dugal moom la ñuy investir. léegi pour ndaw ñi nga xam ni dañuy naan néew ndoole la ñu et cetera dañu war a fexe ba organiser wu en groupe. ñu nekk association ñu nekk GIE ñu ne bon ñun dañuy dugg par exemple sur SIDEL. mais on va en association. on va en groupe. lu mu gën a voilà ku nekk joxe 1000 francs ku nekk joxe kii ñu commencé dugal. ñu bokk ci kii ñu organiser wu. mais on a toujours les moyens de s'organiser pour épargner. il faut une solution ba pare aujourd'hui man li ma gëm mooy duñu mën a développer te amul épargne collective. il faut que ñuy demee groupe. parce que li ki benn mën ñaar ko dàq. donc bu ñu ñëwee dajaloo par exemple ñu bokk objectif. ñu xam ni ñun on est 20 jeunes 30 jeunes suñu objectif benn la. li ñu bëgg mooy développement suñu gox mooy développement ñoo xam lu ñu bëgg a développer. lu ñu war projet bu ñu war a kii. ñu àndandoo. ñu àndandoo boole suñu doole boole suñu mën-mën. pour mën a jógandoo. très bien Omar peut-être ñu laaj question ba mujj ci li nga xam ne mooy projet inédit bi nit ñi nag suñu bëggee adhérer ak projet bi fan lay kenn koy amal jamono ji ak nit ñi ne lañ si gën a mën a duggee mu gën a leer ak nit ñi tamit suñu bëggee information fu ñuy jaar. waaw kon soo xoolee fànn bu njëkk bi. mooy si goxaan yi maanaam communes yi. ak département yi. à travers le bureau kii la léegi boo ñaar moo am par exemple ñi nga xam ne ñi dañoo bëgg yëngatu si wàllu koom-koom. moo xam dañoo am projet wala nekk nañ si ba pare bëgg mbir mi gën a dox mooy am nañu commune. fi mu toll nii malheureusement si 9 communes. la ñu commencé woon pour tester. 9 communes yi mooy commune Guinaw Rail. si Dakar ak commune Pikine Est. si Louga commune Géoul commune Louga ak commune Daara. si Kaolack commune Gandiaye ak si Kolda commune Pata. Bagadaji ak Médina Yoro Fula. foofu la ñu commencé tester bureau yi. foofu boo bëggee sa projet ñu accompagner la si da ngay dem foofu mais bu fekkee nekkoo foofu. mën nga ñu woo nga ñëw si surtout bureau ADEL bi. mooy ak wala nga woote si 33 827 85 49. wala nga dugg 33 827 85 49. wala nga dugg si site
Adel ADEL-6 invest.com. di nga si gis même boo bëggee même idée de projet. opportunité yi nga war a def si gox-goxaan yi. mu nga mën ko si gis foofu mooy ñi nga xam ni dañooy li ñuy wax porteur de projet. maintenant nag mën nga nekk porteur de projet bëgg tàmbali sa projet. bëgg waajal sa projet. moo xam aussi da ngaa yor say revenu bëgg mu dugg si ay projets yoo xam ne dina amal njëriñ Sénégal amal njëriñ gox yi. foofu nag. boo li ñu lay demander mooy da ngay dugg si mën nga dugg su la neexee su dee da ngay waajal. mën nga dugg si Sidel. Sidel boo siy dugg comme ni ñu ko waxee. dañuy ubbi da ngay ubbi compte. compte bi ni ñu koy ubbee bëriwul 11000 le jacquard na à peu près. ñun nag dañuy laaj yaa ngi koy ubbee mën nga ñu woo. ñu tegtal la. mën nga aussi dem soo demee CGF. boo laajee Ndeye Khady dina la wax dama bëgg si Sidel bi. su ko defee nga mën a commencer dugal. ñu mën la encadrer. am na aussi frais d'adhésion. mooy 25000 francs. pour que aussi formation yeeg yëpp. parce que ñun ñooy defal suñu bopp. ñun xaaruñu état xaaruñu keneen boo na leer. du que beneen bailleur aussi joxuñu xaalis. même UNCDF bi nga xam ne bi dafa ñëw bokk si ñun. moom dafa gis ne mooy bànqaasu Nations Unies. li ñuy def nii am na solo parce que gis na ne yoon bu bees la. pour ñu mën a financer. développement local bi. mu ne kon léegi lan ngeen soxla daf ñuy joxal ay expertise daf ñuy fayal lii ainsi de suite mais du xaalis bu mu ñuy jox pour ñu mën ko ay financer ñaareel bi mooy bu fekkee ne yow peut-être que bëggoo waajal parce que soxla du épargne nga soxla mais da nga bëgg directement moo xam programme nga moo xam bailleur nga moo xam si diaspora bi wala sénégalais nga da nga yor sa xaalis bëgg dugal sa loxo si ay financement wu jigéen ñi wala xale yi wala yooyu comme ni ñu ko fi waxee mën nga tamit directement dugal sa loxo si fonds d'investissement bi su ko defee nga mën a financer donc loolu mooy li nga xam ne lii moom mooy kuréel yi ñu teg ak pexe yi ñu jéem a teg pour mën a apporter suñu contribution si li nga xam ne bi moom mooy développement local bi. ñoo ngi leen di gërëm di leen sant kon mbokk yi xam naa nag su maanaam dinañ fexewaat nu ñu dajawaatee fii ci gën a nag yaatalaat mbir mi ndaxte nag lii daanaka mbir mi dafa mel no daal commencé nañ si tàqamtiku nit ñee ngi woote depuis sànq ba léegi waaye nag mënuñoo waxtu wee ñu jot xoj tuuti di leen dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan di fàttali rek ni tey ñoo ngi dalaloon ki nga xam ne mooy Omar Wade bi jiite ADEL dégg ngeen ci liñ ci wax ak soxna Ndeye Khady Diack bi nga xam ne tamit mooy directrice générale adjointe ci maanaam CGF Bourse kon nag ci li nga xam ne ñoom noonu la ñu lëkkoo pour jàppale lii di développement local bi di leen dig daje incha allah samedi bi di ñëw ci beneen waxtaan fii sur seen rajo jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM seen émission loo ci xam ba beneen yoon.